alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومصطفانا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضى الله تعالى عن شيخي وحبيبي شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ñëwaat nañ weneen yoon ci programme yi di siiratu Cheikh Ibrahim ci waxtaane Cheikh Ibrahim ci siiraam buñ ko waxee mooy taarixam te taarixam lépp mbaax la. ñu commencé woon ko daaw ñu ngi ci léegi xalqa alxaamisata achar wala ñu ne fukki épisode beeg juróom bi muy 15. fas yéene ñëw waxtaanee Baye lenn ci 1971 balañ cee wax 1971 lan la lay wax dama lay wax rek ne la 1970 comme xajutoon ci waxtaan wi passé ma ne woon nañ ko bàyyi ba ñëwaat weneen ñoon rek te mooy Baye amaana al aama li rabitat al aalami al islami dañoo amoon benn congrès gu ñu waroon a def te Baye nekkoon di membre mu udu muassis la woon ca rabita mu jóg war a dem bi mu jógee war a dem Léopold Sédar Senghor jamono jooju 1970 yebaloon ki nga xam ne moom mooy Sayyid Ahmed Diallo mu nekkoon mufawwid ci wisaaratul anba ci iqlim Sine Saloum wisaaratul anba nag bu ñu ko waxee ca jamono jooju mooy service secret rek maanaam agent la woon élément la woon ci BMS muy Ahmed Diallo moomu kooku moo toogoon fii nekkaloon représenté woon BMS ci Sine Saloum ñu sant ko pour mu wax ak Baye pour mu laaj Baye congrès gi mu jëm nii lan la léegi muqaabale gi muy Ahmed Diallo mi nga xam ne moo nekkoon wazir mufawwad wala mufawwad ci wisaaratul anba mu waxtaan ak Baye def ak moom benn interview bi ci arabe dama koy lire ci arabe ba pare soog koo firi ci olof ci lu gaaw. interview bi Ahmed Diallo mu ngi ko defoon ak Baye le 5 septembre 1970 le 5 septembre 1970 ci la Ahmed Diallo mi nga xam ne moo nekkoon mu fawwit ci wisaaratul anba bi iqlim Sine Saloum ci Kaolack gii mooy li ma la wax rek iqlim bu ñu la waxee mu fawwit ci wisaaratul anba kooku mooy service secret yi comme maanaam al muxaabaraat udu la ci BMS mu war a def ak Baye benn émission laaj ko ci émission bi mu war a wax ak Baye ci journal bu doon wàcc ci jamono jooju waxtaan wi mu ngi ko seqoon ak Baye nee naa la 5 septembre 1970 Ahmed Diallo lim njëkk a laaj Baye mooy ci lugal arabiya def ne ko siin maanaam question alimna anna fadilatakum ala washaki أن تغادرون متجهين إلى مكة للاشتراك في أعمال الدورة السنوية الاعتيادية للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي فهل أنتم فعلا ذاهبون إلى هناك؟ باي تونتو نغو أجل إنني على استعداد ولسوف أتحرك من هنا في المستقبل القريب بإذن الله إلى مكة المكرمة للاشتراك في أعمال المجلس المذكور وهي الهيئة الإدارية لرابطة العالم الإسلامي وسوف يفتتح المجلس أعماله بجلسة علنية في اليوم الأول من شعبان الموافق 2 من شهر أكتوبر 1970 ميلادي وأما باقي الجلسات فسوف تكون مغلقة كالمعتاد. أحمد جالو نكو سين. Deuxième question. فضيلة الشيخ
هل لكم أن تقدموا إلى قرائنا تعريفا ولو موجزا بهذه الحركة الإسلامية بين قوسين الرابطة؟ جيم بايتون تكونكو إن رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية تأسست في أم القرى في 15 من شهر ديسمبر 1962 ميلادي عقب المؤتمر الإسلامي الكبير الذي كان قد انعقد في مكة المكرمة بعد موسم الحج من ذلك العام. وكان المرحوم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية أول رئيس لها، وظل في منصبه إلى أن وافته المنية في العام الماضي رحمه الله. وإذا رأيتم قائمة أعضاء المجلس فسوف تلاحظون اسم المرحوم آل الشيخ، يليه مباشرة اسم المرحوم سير أحمد بيلو سردونة سوكوتو، ثم اسم مضيفكم المتحدث إليكم الآن، فنحن من المؤسسين. وأما الأمانة العامة فقد تولاها منذ تأسيس الرابطة، وما زال يتولاها بكفاءة وإخلاص الرجل النشط المحبوب معالي الشيخ محمد سرور الصبان، فهو بحق الرأس المفكر للرابطة بالتعاون مع نخبة من ذوي الكفاءة والإخلاص. هذا ولرابطة العالم الإسلامي أهداف سوف تجدونها مدونة في قانونها الأساسي، وتتلخص تلك الأهداف في العمل جديا لنشر رسالة الإسلام بكل وسيلة ممكنة والدفاع عن هذه الرسالة المقدسة. وأما هيئات الرابطة فهي أولا المؤتمر الإسلامي، ثانيا المجلس التأسيسي، ثالثا الأمانة العامة. فالمؤتمر ينعقد مبدئيا كل 5 سنوات، وللمجلس دورة سنوية اعتيادية. وأما الأمانة العامة فهي دائمة ونشاطها مستمر طوال العام، وهذا النشاط موزع في نطاق الأمانة بين الشعب التالية: الإدارة العامة، شعبة الأوراق، دائرة الشؤون المالية، شعبة اللغات، إدارة المجلس التأسيسي إدارة المجلس التأسيسي والمؤتمرات، شعبة المنظمات الإسلامية، إدارة الصحافة والنشر، اللجنة الثقافية، والمكتبة العامة. ولعل من المفيد أن أعطيكم فكرة عن تشكيل المجلس التأسيسي الذي سوف أحضر اجتماعاته في أكتوبر المقبل. في البداية كنا حوالي 20 عضوا فقط، ولكن باب الانتساب عن طريق الترشيح من الأمين العام ظل مفتوحا، وهذا ما جعل عددنا الآن يربو على 40 عضوا، والدكتور عبد الكريم الخطيب على 40 عضوا. ومن شخصيات العالم الإسلامي الأعضاء في المجلس الرئيس علال الفاسي، والدكتور عبد الكريم الخطيب المغرب، والمرحوم فضيلة الشيخ فاضل ابن عاشور بتونس، وفضيلة الشيخ أبو الحسن الندوي رئيس ندوة العلماء بالهند، والزعيم الباكستاني المسلم الشيخ أبو العلاء المودودي، أبو العلاء المودودي أيضا بالباكستان، والحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين، ورئيس المؤتمر العالمي الإسلامي والحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس المؤتمر العالمي الإسلامي، والأستاذ صالح صن من تايوان الصين، والدكتور محمد ناصر رئيس وزراء إندونيسيا السابق، والدكتور صالح أوزدغان من تركيا، وفضيلة الشيخ محمد مكي الكتاني رئيس علماء سوريا، وفضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ عبد الله القلقيلي مفتي الديار الأردنية، وفضيلة الشيخ محجوب عثمان مفتي الديار السودان، وممثلون من شخصيات البلدان التالية: نيجيريا، الكاميرون، مالي، نيجر، الفلبين، جمهورية الإسلامية الموريتانية، الصومال، العراق، ماليزيا، لبنان، قطر. السؤال الثالث: جيد، والآن هل لنا أن نعلم السؤال الثالث: جيد، والآن هل لنا أن نعلم شيئا عن منجزات الرابطة خلال السنوات ال8 التي مضت على تأسيسها؟ جيم: لقد اهتمت الرابطة فور تأسيسها بالميادين التالية: تشجيع الجهود التي تبذل في مختلف أنحاء العالم الإسلامي لنشر الإسلام، فتبنت عدة جمعيات ومراكز إسلامية عاملة تعتمد لها.
تعتمد لها كل عام مساعدات من ميزانيتها. كما تبنت مجموعة من المدارس والصحف الإسلامية. ثانيا تهيئة اللقاءات بين نخبة من شخصيات العالم الإسلامي في مكة لمزيد من التعارف ولتبادل التجارب والخبرات في ميدان الدعوة إلى الإسلام. ثالثا إعداد تقارير بدراسات موضوعية عن أحوال المسلمين في العالم. رابعا إصدار مجلة شهرية باسم رابطة العالم الإسلامي وجريدة أسبوعية باسم أخبار العالم الإسلامي. وثمة نقطة بالغة الأهمية، وهي أن دعوة التضامن الإسلامي وفكرة تحقيقها في صورة مؤتمر إسلامي للقمة قد انطلقت من الرابطة، كما أن الرابطة ظلت تعمل جادة من أجل بلورتها وتهيئة جو ملائم لتحقيقها، حتى حقق الله آمال المسلمين فانعقد أول مؤتمر إسلامي على مستوى القمة في المغرب في العام الماضي. هذا وفي ملفات الأمانة العامة مشروعات ودراسات تستهدف خدمة دعوة الإسلام، والله ولي التوفيق. سؤال الرابع: صاحب الفضيلة، ما دمتم ذكرتم مشروعات للمستقبل، فهل لكم أن تعطونا فكرة عن جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس؟ جيم: سوف تكون هذه الدورة هي الدورة 12 من دورات المجلس الاعتيادية، وقد أعدت الأمانة العامة جدول أعمال غنية أشير إلى بعض نقطها. بعد الافتتاح مباشرة سوف ينتخب السادة الحاضرون رئيسا للدورة، ثم يقدم معالي الأمين العام تقرير الأمانة العامة، ثم يبدأ المجلس دراسة البند الخاص بترجمة معاني القرآن الكريم، وثمة تقرير عن 5 ترجمات تمت فعلا إلى اليابانية واليوروبا والأمهرية والإنجليزية والفرنسية. وفيما يخص القرآن الكريم فهناك تقرير عن الطبعة الإنجليزية التي أصدرتها القديانية، وتقرير آخر حول ترجمة القرآن إلى لغات أخرى، وسوف يتم مشروع إنشاء صندوق للقرآن الكريم. فالجدول نقطة خاصة بالأهلة وأخرى وأخرى حول أحوال المسلمين في بعض الأقطار، ثم مقترحات الأعضاء إلى آخره. خامسا فضيلة الشيخ، إنكم تشتركون على المستوى العالمي في نشاط يستهدف وحدة المسلمين وتعاونهم، فماذا فعلتم لتشجيع هذا الاتجاه في إفريقيا في إفريقيا عموما وفي السنغال خصوصا؟ جيم: أما في المجال الإفريقي فأنا أهتم بنشر الإسلام وأشجع كل نشاط من أجل توحيد الصفوف بين المسلمين، وكل الاتصالات التي أقوم بها وكل تنقلاتي إنما هي في هذا الميدان ومن أجل هذه الرسالة. وفي سبيل هذه الرسالة أنشأت علاقات مودة وإخاء مع عدة شخصيات وزعماء في إفريقيا وفي العالم الإسلامي، وهكذا أسندت إلى مسؤوليات، وهكذا أسندت إلي مسؤوليات مهمة في هيئات إسلامية عالمية. فأنا نائب رئيس مؤتمر العالم الإسلامي بكراشي منذ 8 سنوات، وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 سنين، وأنا عضو في المجلس الإسلامي بالجزائر منذ 5 سنوات، وأنا من المؤسسين لمؤتمر البحوث الإسلامية بالقاهرة في عام 1963، وأنا أخيرا عضو في المجلس التنفيذي لجمعية الجامعات الإسلامية التي تشكلت أخيرا في المغرب في العام الماضي. ولا أعتقد أن وجود طوائف إسلامية في السنغال تحت قيادة مشايخ الإسلام يشكل عقبة أمام واجب التعاون بين المسلمين، خصوصا مع وضوح الرؤية وخلوص النوايا. ولقد جرت اتصالات جدية بين زعماء المسلمين في السنغال أكثر من مرة لبحث وسائل التنسيق جهود الجماعات الإسلامية في هذا البلد بغية التضامن لخدمة الإسلام والمسلمين. وإني لآمل مخلصا أن يوفق الله السنغال لدور طليعي في هذا المجال يكون مثالا يحتذى في بقية الأقطار. كون انترفيو بيش عرب ليرناكو كيشون ينيو لاج باي اك تونتيكو باي تونتي عرب. نينا لا سيد احمد ديالو مو نيكون مفوض وزارة الانباء، نيكون دي اجات بي ام اس، نيكون
dégg nga ñoom ñoo nekkoon moom moo doon defar interview beeg Baye question bu njëkk bi dafa laaj Baye ne ko waaw sëñ bi mu ne ko waaw mu ne ko yow de yaa ngi waaj pour jóg dem Màkka ci ndaje gu war a am ci majlis bu ñuy wax rabital alam islami li ma bëggoon a xam mooy doo ñu waxal rabital alam islami loolu lan la doon rabita gi nga jëm loolu lan la Baye ne ko waaw baax na man de maa dëgg la li nga wax dëgg la maa ngi waaj nii pour jóg dem Màkka ci mu'tamar te danaa jóg fan yu néew te incha allahu daje ba dina nekk le premier ci weeru Chaaban tombeek le 2 octobre 1970 nee naa la interview bi le 5 septembre la Baye na ko jët sa guy ma ngay commencé le 2 octobre 1970 léegi am na yeneen i daje yu ñu war a daje ci biir mu ne ko waaw journaliste bi ne ko waaw dañoo bëggoon pour nga xamal ñu rabital alam islami googu mooy lan Baye na ko rabital alam islami day moom benn association la bu taxaw boo xam ne ma nga taxaw le 15 décembre 1962 te bi mu taxawee gannaaw mu'tamar islami bu mag bu amoon ca Màkka dégg nga ci ajak at moomu ñi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al Cheikh mi nekkoon mufti Saoudia moo nekkoon président moo njëkkoon a nekk président bu njëkk ba ca rab dégg nga mu nekkoon ci postom bi ba li ko yàlla jëlee ni ki daaw yàlla na ko yàlla yërëm bàyyi na ko nag boo xoolee membre yi nga xam ne ñoom ñooy membre fondateur yi ci rabita bi da ngeen gis Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al Cheikh kooku membre fondateur la dégg nga ka ca topp mooy sœur Ahmed Bello Sardawna moom itam ca Nigéria Sokoto moom mooy deuxième ñetteel bi mooy man mii di wax ak yéen muy Cheikh Ibrahima Niass dégg nga kooku moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal rabita al alam islami amaa nag lu jëm ci wàllu amaana al amma bu ci rabita al alam islami kooku ki nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamed Sorour Sabbaan kooku moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite amaana al amma gi bàyyi na ko nag wax dëgg yàlla rabita al alam islami am na ay bid yu bëri am na ay ahdaaf yu bëri yoo xam ne moom lay taxawee benn bokk na ca ahdaafam ya mooy taxawal lu mel ni mu'tamar islami dégg nga taxawal lu mel ni majlis tasisi ak amaana al amma ñaareel ba mu ne ko mu'tamar bi daanaka par 5 ans lay taxaw majlis bi par dégg nga par at mu jot lay taxaw amaana al amma bi moom heure bu nekk mi ngi taxaw amaana al amma gi moom heure bu nekk ñu ngi def in'iqaad dégg nga kon bàyyi na ko résumé ko shu'ab yi nga xam ne noonu la amaana amma gi mooy rabita al alam islami branche yi nga xam ne moom la ñoom la ya ca nekk ci shu'ab yi dégg nga bàyyi itam ne ko wax dëgg yàlla maa ngi lay xamal itam ne la maa ngi lay xamal ne la majlis tasis bi nga xam ne ci laa war a jëm ni muy le 2 octobre bi ñu war a def kooku nit ñi comme ñun membre fondateur yi ci bokkoon ñaar fukki dégg nga membre la ñu woon dégg nga waaye nag comme bala ngaa participer pour bokk ci fu la nekk ci alamul islami dégg nga amaana aminul am bi maanaam ba ñuy taxaw ñun ñaar fukki membre la ñu woon dégg nga ñun ñaar fukki membre la ñu woon waaye léegi comme baabu tarashuhi ki nga xam ne moom mooy amin am bi daf ko bàyyi mu nekk loo xam ne lu ouvert la maanaam ku mu neex nga ma dégg nga boo amee xam-xam am kafa yi soxla ci shurut yi bàyyi nag ne ko léegi ba ñuy commencé ñun dégg nga ba ñuy commencé ñun membre ya ñeent fukk la ñu woon waaye nag léegi ñu ngi ci ñun ñaar fukk la ñu woon ñaar fukki membre la ñu woon waaye léegi ñu ngi ci ñeent fukk bàyyi na ko raisu dégg nga majlis tasis bi kenn muy Allal al Fassi dégg nga ci la moom mooy rais docteur Abdul Karim al Khatib ca Maghrib moom itam membre la Cheikh Mohamed Fadil ibnu Ashur Tunis moom itam membre la bàyyi na ko itam Cheikh Mansour al Mahjoub muy nga xam ne rais mahkama al ulia ca Libye moom itam membre la Cheikh bàyyi na ko membre la bokk na ci membre yi itam Cheikh Abul Hasan an-Nadawi dégg nga ca Pakistan muy rais nadwatul ulama ca Inde bu ñu waxee Inde maanaam après istiqlal dégg nga ca Pakistan zaimul pakistani mi nga xam ne Cheikh Abul Ala al Mawdudi moom itam membre la bàyyi na ko alhaaj Mohamed al Amin mi nga xam ne al Husayni mi nga xam ne moo nekkoon mufti Quds nekkoon rais mu'tamar al alam islami moom itam membre la ca bàyyi na ko oustaz Salih Son ca Taïwan moom itam membre la docteur Mohamed Nasser nekk le premier ministre bu Indonésie moom it membre la ca majlis tasis bi bàyyi na ko docteur Salih Ouzjan moom it ca Turquie moom it membre la Cheikh Mohamed Makki Kuttani ca mu nekkoon rais ulama Souria moom it membre la ci dégg nga bàyyi na ko Cheikh Hassanein Makhlouf moom it membre la mi nga xam ne moo nekkoon mufti diyaar al Masriya nekkoon udu jamaat kibaar al ulama bàyyi na ko itam Cheikh Abdullah al Qalqili nekkoon ci mufti diyaar al Urduniya moom itam membre la ci fadilatu Cheikh Mahjoub Ousmane mi nga xam ne moo nekkoon mufti ca réewam Soudan bàyyi na ko membre la dégg nga bàyyi na ko am na itam ñoo xam ne
ay représentants yoo xam ne nag ñoom duñ ay membre waaye dañoo représenté seen réew yi comme réew mu mel ni Nigéria am na ay ñoo xam ne dañ leen di ay borom xam-xam ñu fa représenté waaye duñ ay membre am na réew yoo am Cameroun am na ñoo xam ne itam am na ay représentant ci Majlis Sisi réewum Mali am na ñoo xam ne ay représentant bu fa jugee am na itam ci Niger représentant yu jugee Niger Philippines am nañ Jamhuriya Islamiyya Mauritanie dégg nga moom itam am nañu représentant jamono jooju Mohamed Salman Al Adoud la woon as-Somal moom itam am nañu représentant Iraq am nañ ay représentant Malaisie Lubnan Qatar léegi mu ne ko ñetteeli question bi man nag mu ne ko léegi liñ bëgg a xam mooy rabita islami juróom-ñetti at yi ngay liggéey depuis 1962 ba léegi ba 1970 lan ngeen taxawal bàyyi na ko liñ de wax dëgg yàlla rabita bi moom ba mu taxawee ba léegi dafa am yoo xam ne liggéeyam ci lenn la ñu ngi liggéey ci fexe ba wesaara l'islam ci mboolem àddina bi dégg nga taxawal ay association taxawal ay marakis dégg nga yoo xam ne ay joxe ay ndimbal ci xaalis dégg nga ak itam tabax ay l'école defar ay journal dégg nga defar itam ay conférence yoo xam ne dañ ciy dajee borom xam-xam yi ci alamil islami ci Makka at mu jot pour gën a xameel gi gën a yaatu dégg nga ak itam weccoo xalaat weccoo itam expérience gi ba itam ni ko ñu taxawal itam benn magasin boo xam ne dañ koy taxawal benn journal boo xam ne day nekk par weer lay génn dégg nga ci journal la boo xam ne ci turi rabita bi ñu taxawal itam beneen jarida boo xam ne day nekk usbu'i par une semaine lay doon moom itam dañ ciy nettali lépp loo xam ne lu jëm ci mboolem alamul islami adduna bi lépp loo xam ne réew moo xam ne réewam jullit dégg nga ñaareel ba itam bokk na ci li nga xam ne ahdaafi rabita bi mooy ñu fexe ba lonkaloo cofeel gi ak mbëggeel gi ak dégg nga tadaamun gi ñu wesaaroo ko ci aalam gi ak ci aalam islami dégg nga te loolu balañ ko mën a def danañ ko def duñ ko mën a def lu dul ci ay ximma mu'tamar ximma gu mag dégg nga te mu'tamar ximma googu wax dëgg yàlla def nañ ko daaw muy mu'tamar islami bi nga xam ne defoon nañ ko daaw muy mu'tamar dégg nga comme rabita bi moom jigéen ñoom ñoo ko bokk mu'tamar islami bi mu doon nañ ko taxawal daaw ca Maroc dégg nga ca mu niki daaw bokk na ci mu ne ko itam bokk na ci dossier iman al am itam ay projet yu bëri ak itam naka la ñuy def ba mën a suqali ak dimbale daawal islamiyya gi mu ne ko ñeenteeli question gi mooy léegi comme yow wax nga projet yi nga xam ne moom la rabita bi war a dégg nga préparé ci suba niki futur niki suba dégg nga léegi maanaam mu'tamar gi nga jëm nag dama bëggoon nga wax ñu léegi seen jadwal amal naka ngeen di liggéeyee lu ngeen tëral ci programme bi bàyyi na ko waaw moom day dawra bi mooy dawra thani achar maanaam bii nii ñoom bi ma jëm nii bi mooy 12e dégg nga dawra bi ñu war a dem ci majlis i'tiyaad yi amaana al amil rabita islami nag préparé ci ay programme yu bëri mu ne ko gannaaw guñ ubbee li nga xam ne moom mooy jëlsa bi président bi danañu seetaat dañuy changé waat président bi ñu voté waat président gi dégg nga su paree nag amir am joxe taqrir bi nga xam ne mooy xat mi yëpp li nga xam ne moom lañ liggéey suñ paree ba pare nag léegi nag ñu joxe nag bunuut yi band bi benn alquran ji naka lañ naka la ñu doxee pour lan ñu tafsir alquran def ko traduire alquran ci langue français langue anglais langue nanga naan dégg nga ñaareel bi mu ne ko am na ay taqrir boo xam ne alquran ji am na yuñ ko tarjama ci juróomi langue ci langue yow mbokk mi ñuy seetaan bu dee vidéo bi amal na la njëriñ nanga ko aimé partagé ko commenté ndax soxla nañu seeni xalaat te nga abonné si suñu chaîne Barhaamu TV. japonais yi ak ci langue Yoruba ak ci langue dégg nga al amhariya muy langue Afghanistan ak langue anglais ak français mu ne ko juróomi langue yi niki daaw doxoon nañ pour alquran ji ñu tarjama ko def ko ci langue Japon ak ci langue Yoruba ak ci langue al amhariya am nañ Afghanistan am nañ Pakistan ak itam anglais ak ci anglais ak français. bàyyi na ko itam ci lu jëm ci wàllu alquran am na benn taqrir boo xam ne alquran ji al qadianiya muy ahmadiya ñoom dañoo defaroon benn alquran boo xam ne dañ cee traduire alquran ci dégg nga ci langue ak anglais taqrir boobu nag ñun jël nañ kaamil boobu noonu ñu xool ko ndax qadianiya ñoom xam nga seen tawajjuh bokkut ak tawajjuh muslimin sunna ñoom la ñuy gëm mooy ne Ghulam Ahmad al Qadiani moom mooy ki kaste yenatu yi wala yenatu la mooy yenatu yàlla Muhammad mooy Jésus ba tey moom mooy Isa kon jëloon nañ itam li nga xam ne moom mooy dégg nga seen tabaa boobu ñu defoon ci anglais pour jàllale ca taqrir seet dégg nga mu ne ko bàyyi itam ne ko def nañ itam danañ préparé itam taqrir boo xam ne dinañu firi alquran ci yeneen i langue ci langue àddina bi waaw
te dinañu taxawal itam sunduq boo xam ne pour alquran kese li nga xam ne moom mooy seet lu jëm ci wàllu alquran ci firi ko ci traduire ko ci langue yi ñaareel ba itam ak lu jëm ci weer wi dégg nga ci lu jëm ci weer wi feeñu waay weer wi ak naka la ñuy doxalee ci bu weer wi feeñee ko weeru koor ak yooyu dégg nga ñaareel ba itam ak itam am na yu ñu danañu teg ci table bi itam ay loo xam ne yu hitteel mbiram l'islam ak mbiram jullit ñi ci mbooleem àddina bi. mu ne ko juróomeel question bi mooy gis nañ la nga nekk membre ci dégg nga rabita muy loo xam ne organisation internationale la dégg nga di ci yëngatu di boole jullit ñi di dimbalanteeg jullit ñi waaye léegi loolu nag mooy organisation internationale boobu noonu yow nag Cheikh Ibrahima Niass lan nga defal dégg nga li nga xam ne moom mooy Afrique organisation boo xam ne pour africains yi la ak loo xam ne spécial pour Sénégal la. bàyyi laata question bi bala moo tontu bàyyi di tontu sax question bi bu ko naree la ñoom comme genre yi dégg nga wasir mu forward la lii lañ soxla woon ndax xam nga agence service secret bu ñu lay laaj ñoom dañ ñëw lañ soxla duñ la laaj directement lañ soxla question bii la soxla woon. waaw question bii la bëggoon la soxla woon ndax bàyyi dégg nga muy toomu gi duñ première question bi deuxième troisième quatrième yëpp taxu ko woon a jóg question bi moo taxoon a jóg dégg nga Seydi Ahmed Diallo ak ñi ko yónni muy agent dégg nga nekkoon di élément BMS di nga xam ne maanaam lii la Senghor li bàyyi di tontu ci lii li bàyyi di tontu ci lii mooy bàyyi bala moo tontu nee naa la bàyyi taxaw na ci depuis année 50 yi laata bàyyi di génn di dem fenn taxaw na ci année 40 yi ca 50 yi dox ba bëgg a dee ci biir Sénégal pour jullit ñi nekk benn pour jullit ñi seen kàddu ñu yëkkate ndoor di dóora ndoor ngeen nasaxal lépp yàq lépp wane ne Ibra daf leen a gën a yeewu nangam kenn xamul dégg nga Sidi Ibra daf leen a gën a yeewu bàyyi jóg na bi indépendance amee ñu taxawal référendum taxawal dustuur boo xam ne almaani la ci ne moom réew mi dustuur gi laay gi bàyyi jóg taxaw ànd ak sëriñ si bañ waxoon naa leen loolu ci waxtaan yi ma defoon ci 1961 ñoom ñëpp ngeen nasaxal waxam ji teg ko fële waaye léegi nag bu ngeen ko soxlawut in yakfur biha haulaai faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin su ngeen soxlawut xam-xami bàyyi su ngeen soxlawut hitteem su ngeen soxlawut expérience su ngeen ko soxlawut àddina bi soxla nañ ko waaye terewut question bii la Ahmed Diallo lii lañ yónni Ahmed Diallo ak ña ko yónni ak dégg nga service secret yi ko yónni mooy ay sangam yi ko yónni lii lañ soxloon pour lan la bàyyi di tontu waaye comme ndeysaan moom ku baax la bàyyi tontu ne ko waaw man day wax dëgg yàlla ci wàllu Afrique gi ma laaj man lii suma xëttee yëpp mooy wasaare l'islam bàyyi dégg nga ñaareel ba mooy lan maa ngi ci dox di ci dox gu sawar di ci encouragé itam képp te li may dox te di ci encouragé mooy fexe ba laa ilaha illa allah wesaaroo ci mboolem addina bi ak xusuusan ci Afrique mu ne ko su may jokkoo ak ñu ma mën a doon ak ku ma mën a jokkoo tukki yi may tukki lépp bàyyi na ko loolu nekk lu dul fexe ba suma mission mooy tawxidullahi subhanahu wa taala mu ne ko bàyyi ne ko ci mission yi nga xam ne mooy suma tukki geeg suma contact yi ma am fexe naa ba am ay contact ak ay homme d'état yu bëri am ko ay mbokk yu baax ci mboolem Afrique ak ci mboolem aalamul islami yëpp léegi nag mu ne ko benn man Ibrahima Niass maanaam moom doon wax Cheikh Ibrahima Niass man Ibrahima Niass man may nekk dégg nga vice président mu'tamar al aalim islami ca Karachi mu juróom-ñetti at ba léegi man maa nekk vice président bi bàyyi ne ko membre laa ci majlis ala li shu'un islamiyya ca Qahira membre laa fa bañ ko taxawalee ba léegi membre fondateur laa te ba léegi lu ëpp fukki at ba léegi membre laa ci bàyyi ne ko membre laa ci majlis islamique Jazair mu ci juróomi at yi passé bi mooy bi xawaari bu Madiène taxawaloon nettali woon naa leen ko mu ne ko membre laa ci bàyyi ne ko bokk naa ci ñi nga xam ne membre fondateur yi nga xam ne ñoo taxawal dégg nga al buhuth islamiyya mu'tamar buhuth islamiyya ca Qahira bañ koy taxawal membre fondateur la ca bañ koy taxawal 1963 bàyyi na ko membre laa ci majlis tanfisi li jam'iyyat al jami'at ca Rabat ca Maroc bi nga xam ne taxaw na ni ki daaw kon bàyyi na ko nag yii la yëngatu léegi nag bàyyi na ko man gisuma fii ci réew mi fii ci Sénégal dégg nga Sénégal gisuma fi këri diine yi bëri nañ ñu fi yëkkati drapeau de l'islam du ñu jeex waaye nag gisuma ñu taxawal benn espèce yi dégg nga organisation boo xam ne ñun ñu ñëpp dañ ciy bootu ci gannaaw googu waaw léegi nag loolu dégg nga man nag wax dëgg yàlla comme loolu xamut te man li nga xam ne moo ma tax a jóg mooy sellal suma diggante ak suma borom sellal suma diggante ak suma mbokk rafetal bala ngaa
li olof li xaw ma wéykat ba di wax bala ngaa laax jaay xaw ma nangam bala ngaa laax jaay wala nga dégg nga wala bala ngaa laax jaay laax nangam kon bala ngaa tànk di yóbbu ci biti international sa réew mi question bi laa la wax ne la Ahmed Diallo lii la soxla woon c'est lan lay réaction yi Baye waaye ma ne ko maa tontul Baye wax la ne la Baye Sénégal laata muy génn bala moo bay dégg nga ca biti bayoon na ca wey tànkam njëkk waaye nag yéen a taxaw soxlaal ko soxlawu leen xam-xamam soxlawu leen lenam bu taxawee jóg def lu ne ngeen wan ko ne ko Ibra moom dafa jóg pour exploiter ñu dafa jóg pour nangam dafa jóg pour dafa bëgg a nekk kilifa suñ kaw dafa ñëw nangam moom it mu toog di leen seetaan kon mu doog di leen seetaan bu ngeen ko soxlawul am na ñeneen ñu ko soxla ci àddina bi dégg nga kon in yakfur biha haulaay faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirina kon lii mooy organisation bi nga xam ne lii mooy question yi nga xam ne moo jugee woon ca Seydi Ahmed Diallo mu nekkoon mu fawet ci Wizaarat al-Anbaa Sine Saloum te wax naa ne la kooku loolu du dara lu dul agent BMS la woon rek boo xam ne la dañ ko yebaloon pour mu jël dégg nga taqrir ci rabita bi mu defar bàyyi émission boobu le 5 dégg nga septembre 1970 Baye tontu liir naa ko firi naa ko wax dégg nga Cheikh Ibrahim léegi ñëw nañ 1971 mi nga xam ne nag 1971 comme Cheikh Ibrahim moom géej la kenn mënta naan lépp waaye terewut suñ ñëwee 71 dama naan la Cheikh Ibrahim lan la ca def Cheikh Ibrahim 1971 ci lay mujjee dem Mauritanie kañ la njëkk a dem Mauritanie waxoon naa leen 1952 ne la am kaana 1952 ci la Baye njëkk a dem Mauritanie Haajibul Mishri dafa amoon ku ma wax mosoon a wax ne ma Baye ca jamono Maalaaji daf daan dem Mauritanie ma ne ko Maalaaji man de mosuma dégg sama Baye wax ma ne ma Baye génn na ci jamono Maalaaji dem fenn Maalaaji du ko daan bàyyi mu dem fenn kon moo amoon ku ma mosoon a wax mu ne ma Baye mos na ñëw Mauritanie ca année 41 ñëwoon na mu ne moom ñëwoon na Mauritanie fanweeri yoon ma ne ko fanweeri yoon Baye ci jamono Maalaaji moom mos ta génn fenn ñaareel ba bi fay dagi taxawee Baye moom boobu amutoon dégg nga voyage am yëpp yëg nañ ko xam nañ ko boobu tubaab yaa ngi ko teg choc bàyyi wuñ ko mu dem fenn kon fanweeri yoon moom ñaata la moom man daal gëwuma fanweeri yoon yi waaye ci mujj gi ma am waxtaan ceeg Mouhamed Saïd wul Cheikh El Hadi Mawlud Fall ci jamono comme sama xarit la ma ne ko man daal dafa am ko ma wax ne ma Baye dafa mas a ñëw Mauritanie fanweeri yoon te man loolu daal gëwuma ko ñu ne ma daf daa ñëw ma ne dafa am ko ne ma daf daa ñëw ci jamono Maalaaji te man jamono Maalaaji Baye mas ta génn keppaar ak Maalaaji mas ta génn dégg nga ba ni Maalaaji faatu mas ta génn dem fenn dégg nga te bi mu toogee itam balaa ta fayda gi mas ta génn dem fenn fi mu dem yëpp déplacement yi mu def yëpp xam nañ ko te ci biir réew mi la woon kon ma ne ko après Mouhamed Saïd moom moo wax ne ma da nga koy laaj sa sëriñ daara Haajil Mishri moom moo xam taarix yooyu aywa ma dem ci Haajil Mishri ne ko ñaata yoon la Baye ñëw Mauritanie mu ne ma juróom-ñaari yoon 1952 nettali woon naa leen yoon yi 1952 ci la Baye njëkk a ñëw Mauritanie Baye bi mu ñëwee Mauritanie 1952 amu kaana ma nga àndoon ak Taïb Mandi àndoon ak dégg nga suñu maam yaa Maymuna dégg nga walam tasal bil Moustapha Maymuna àndoon ak itam dégg nga Cheikh Ibra Fall am Cheikh Ibra Fall Baye Ibra Fall men kon ñii la àndatoon ci voyage Mauritanie gi ñaareel ba mu ànd ak ñoom ci voyage Mauritanie da nga dégg am ku ma woo question fan yi di ma wax ne ma wax dëgg yàlla dafa am benn audio bu ma yónnee ne ma dafa am ku wax ne Cheikh Ibrahim dafa am benn téere boo xam ne ab Ousmane Don Fodio moo ko bind di wax ne Baye dana ñëw ca Nigéria ci jamono nangam te bu ñëwee dana ñëw dégg nga nangam lay men nangam waaye moom Ibrahim moomu muy Baye bu ñëwee ba dégg nga Mauritanie mu ne Ousmane Don Fodio moom moo wax ne am na beneen Ibrahim buy ñëw gannaaw Ibrahima Niass beneen Ibrahim nag mu ne Baye moo ne Ibrahim moom mu ne Ousmane Don Fodio moo ne Ibrahim mu ndaw moom laa gën a ragal ci Ibrahima mu mag mi nangam ñaareel bi mu ne ci audio bi Baye dafa demoon Mauritanie spécial pour ngénte diw ca Mauritanie te ba mu demee fekk ndeyam wasin na ko mu ngi nekk liir bu tooy xepp Baye uuf ko jël guru gi gum doon yeey te dégg nga jël ci guru gi def ko ci gémmiñu xale bi moom itam wax nangam waa ji laaj ma ne ma dama bëggoon a xam lii naka loo ci xam ma ne ko man daal li ma bëgg ngeen xam mooy ne Cheikh Ibrahim benn awalan mu ne ma dama bëggoon nga yónnee ma ko vocal pour ma def ko ci suma groupe goo xam ne dama am groupe boo xam ne ci internet bi ma ne ko man bokk ba ci ay groupe du may wax ci ay groupe waaw ñaareel ba ma ne ko bu leen yeb lu nit ñi Cheikh Ibrahim dund na li muy dund ci kaw suuf ba nim faatu sama Baye daf ma la wax ne ma Baye kenn mosu koo yeb ci biir réew mi kenn mosu koo rek ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn mosu ta yeb Baye ndax lu tax ñu yab la dañ lay yab ci sa comportement ak sa ñàkk nite Baye képp koo xam ne ci biir réew mi ak bitim réew dafa nekkoon masal aala ak xudwa goo xam ne képp ku bëgg xam-xam
ku waxaan waxi xam-xam ci lugal arabiya gu leer xam-xam gu leer ak njub dañ naan la demal ci Cheikh Ibrahima Niass ku bëggoon a baax ci jamono baay dañ naan la yóbbu leen ko ca l'école ak Cheikh Ibrahima Niass moo dàqoon a jàng ci ñoom jamonoom ñi àndoon ak moom itam comme lam ko waxee xirli min kulli shay'in xayru moo ña nekkoon ak moom ci ay borom yi xam-xam kenn ñemewut leen woon boo demee ci aalimu Mauritania muy Limrabit nekkoon borom xam-xam boo xam ne ñëpp a ko rek ñëpp a xamoon xam-xamam ca Mauritanie moo gënoon am xam-xam ca Mauritanie toog na benn bés moog benn taalibeem ba ne ko waaw diw mu ne ko moo ne sëriñ bi nag mu wax sëriñ bi ne ko aalimu Mauritania bi ne ko léegi kan mooy ki nga xam ne ci jamono ji ndax am na ci jamono ji ci kaw suuf ku la ëpp xam-xam borom xam-xam Mauritanie ne ko waaw mu ne ko kan la ci kaw suuf mu ne ko Cheikh Ibrahima Niass moom moo ëpp xam-xam kon Cheikh Ibrahima nekkoon ko xam ne Mauritanie ak fu dul Mauritanie àddina bi yëpp moo fi dàqoon a jàng ak ñi àndoon ak moom lépp loo xam ne lu jëm ci mbir ak baay dégg nga ci wàllu rafetal ci xam-xam ci wàllu sellal ci wàllu njub dégg nga ndax mu ne ma dégg nga yéen ngeen jël bëgg a jël xadra Cheikh naa def ko mooy xadra ak werante ndax dana am koo xam ne daf may wax naan ma waa baay dafay wax ne wa man hadda hada al qasra wa huwa bi makkati sayahdimu qasra al kufri xiina tadakkara dañoo bëggoon nga waxal ñu ci ndax diw nee na xaw ma xiina tadakkara ma ne ko téere baay yii nii ñun bañ tolloo ci jàng ko dañ koo jàng ca majalis ya maa ngi ko jàngee woon ca sëñ Daa Ousmane Ndiaye dama koy wax tout le temps dégg nga moom mu jàngee woon ko ci Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nañ ko jàngee woon man hadda hada al qasra bi makkati sayahdimu qasra al kufri bàyyi la mu wax ca interview ba la nga xam ne mooy xeexam moom Baye mooy sa urgimu bil maahi unufa man yara taslisa Baye kufru rek la doon xeex moo tax bu ñëwee man hadda hada al qasra sayahdimu qasra al kufri jarul kenn di def ay benn espèce tahlil ak ay jaar istinbaat na Baye li mu wax xiina tadakkara lam ca nammu nañ ko jàngee woon ca sëñ Daa Ousmane Ndiaye qasral kufri ma ngi ca nammu église bi nekkoon Dakar ndax Baye li nekkoon xeexam dégg nga moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dégg nga lam la waxoon naam Mustafa al akwani laysa yaminu wa xaq tajallidaati laysa yaminu kon li nekkoon xeexam mooy xeex kufru gi nag qasral kufri xiina tadakkara gi Dakar gii muy dégg nga église bi nekk Dakar la ca nammu ca ay Massamba ak Mademba ak nangam kon nii lañ ko jàngee te sëñ Daa Ousmane Ndiaye dégg nga ñaareel ba Baye shi'ram boo demee ba muy xam ñaar fukki at ak nangam ca jamono maalaaji ak shi'r yam doon def ba mu nekkee ndaw lañ soxla woon ci shi'ru ci jazala ci lugal arabiya soxla woon ko ci ay muhassinat al badiiya soo demee ca dawaawini wala nga dem ca téere ya ca jabrul kas da nga fekk xasaayid di Baye ca jamono jooju lépp luñ soxla ci sha'iriyatu ma nga ca waaye Baye bi mu ñëwee ba 1969 jëm suuf ci lay bind sayrul qalbi boobu fekk na Baye mu wëradi Baye boo seetloo qasaida mi daf koy bind mu nekk uslub saada mooy lan daf koy bind te du am yenn dégg nga jafe-jafe ci wàllu yow képp koo xam ne ku jàngut sax boo ko joxee ku nekk ci ibtidaaiya boo jëlee benn qasida Baye atayfan saram anna rakbiya wala nga jox ko bala anna hada wala nga jox ko masa jamaata wujudan boo ko joxee ku nekk ibtidaaiya sax dana ko mën a firil boppam ndax Baye lu utiliser tout lugal arabiya ak taamuq ak lugal arabiya ak ci muhassinat al badiiya ak liñ soxla ci shi'r ak sha'iriyatu kon jarut ay tadakkara nangam nii lañ ko jàngee ci sëñ Daa Ousmane Ndiaye te noonu lañ la ko firilee te noonu la ko Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñaareel ba Baye Mauritanie Ousmane Dan Fodio kooku téere boobu muy al Kanz az-Zarari Ousmane Dan Fodio bindut ko kooku nga may wax ne ma moo ne Ousmane Dan Fodio moom moo wax ci Baye nangam Ousmane Dan Fodio waxul loolu Ousmane Dan Fodio xam naa kii wax ji sax dégg nga amul téere bi maa ngi ci yor nusxa ñaareel ba Ousmane Dan Fodio moo toog benn bés ca Sokoto bi mu toog ak ay mbokk ay rakkam mu ni ki Abdoulaye Dan Fodio ak ay taalibeem ñu toog Ousmane Dan Fodio di wax ci pël bi muy wax ci pël léegi Abdoulaye muy rakkam Abdoulaye Dan Fodio muy rakkam bokk moom day ak baay Abdoulaye ibn Fodio moo bind téere boobu muy maxtuut mu ngi tudd al Kanz az-Zarari dégg nga al Kanz az-Zarari dégg nga noonu la téere bi tudd maa ngi ko yor muy téere boo xam ne ci mboolem fànn la ci Abdoulaye Dan Fodio bind waaye bi njegee ci paas boobu Baye Ousmane Dan Fodio dafa doon wax ci ne Nigéria gi muy seen réewam dana am koo xam ne dana jugee ci réew moo xam ne fa ñuy féetee xarf ku ñuul lay doon borom bët lay doon Ibrahim Sharafuddin la tudd léegi bu ñëwee nangam ne mu joxe ay melokaan moom Ousmane Dan Fodio ca téere ba mu joxee melokaan ya nag léegi bu ñu ñëwee ci Ibrahim Zakzaki mi nga xam ne chiites la ma nga ca Zaria toog na jamono sax ne kooku Ibrahim Zakzaki toog na jamono ne moom la Ousmane Dan Fodio di wax waaye ñaareel ba
téere bi maa ngi ko yor toog naag sëtam Ousmane Doon Fodio benn bés ca Salaami ca Sokoto ñuy waxtaan mu ne ma suma maam moom moo wax dégg nga tracé wax ci sa maam avant sa maam di ñëw téeméeraat ak nangam ma ne ko gis nga suma maam Cheikh Ibrahima Niass mu ne ma waaw ma ne ko xaarul sa maam Ousmane Doon Fodio di wax ci moom pour mu ñëw defal l'islam li muy defal l'islam ma ne ko suma maam bu amee ku muy xaar yàlla lay xaar ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikhul Khatmi Tijaan mi wax ci faydaam bi waaye xaarul sa maam dégg nga ñaare ba lim fi ñëw lim fi defal l'islam xaarul kenn xaarul Masamba wax naa dégg nga kon ma ne ko ki nga xam ne moom moo ne ma naa ko defal WhatsApp ma ne ko ñaareel ba Baye bi mu ñëwee 1952 demut pour ngénte kenn jamono jooju 52 bi muy dem sax fekk na boobu guru yéyatut guru ndax sama Baye nee na ma baxoon nag guru dégg nga ca dégg nga deuxième ajam nga ca lay bàyyi guru bu bàyyee guru dégg nga mu ne ma bu demee ba 1974 dana delluwaat ci guru sama Baye ne ma waaye daf doon lekk guru waaye lekkatul guru comme na ko doon lekkee bu njëkk benn guru lay lekk 1974 la delluwaat ci guru sama Baye mu ne ma Baye delluwaat na ci guru waaye 74 la delluwaat ci guru ba 75 te mu ne ma benn guru la doon lekk ci bés bi lekkatul ko comme ni nga ko doon lekkee bu njëkk kon Baye dafa demoon ngir ngénte ma Samba ak ma Demba ak Ibrahim bu ndaw ak Ibrahim bu mag loolu amut loolu ay waxi falaa la Baye li nga xam ne moo ko fi indi dégg nga du lenn lu dul lenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw dégg nga ci benn xadis boo xam ne boo demee ci Ibn Asakir ad-Dimashqi ca téeréem ba dégg nga boo demee ci Ibn al-Qasim wala dégg nga Ibn al-Qasim at-Tabarani wala nga dem ca Ibn Naim al-Asfa dégg nga wala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Cheikh Islam al-Humayni maanaam ci maraaji yi du jeex da nga fekk ngeen di benn xadis ne yonent bi nee na لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي اسمي فقام سلمان الفارسي فقال يا رسول الله من أي ولدك قال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين كن ينتبه صلى الله عليه وسلم توقنا بين بس بمتوقع بين بس نه يلا جاي àddina bi bu des lu dul benn bés mu tukki yàlla benn bés yàlla dana guddal bés boobu ba pare bu ko guddalee moom yàlla ba pare dana ca yónni koo xam ne dina benn góor goo xam ne turam moo suma tur ñoo dëppoo dégg nga Salman al Farisi jóg ne ko ah kooku ci sa dégg nga ci sa ban doom lay tukkee mu ne ko mu Seydina bi fekk mi ngi toog ak sëtam Seydina Xuseyn Yonent bi dóor Seydina Xuseyn nekk Xuseyn mii mooy nekk maamam kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na kon ñu xam ne am naa Ibrahim gu mag ak Ibrahim gu ndaw loolu ay waxi falaa la waxi daawa la yonent bi ki mu wax te Cheikh yonent bi mu waxee te mu ngi junj ku ñuy wax Abdullahi wa xalifatuhu muy kan al imam al mahdi al muntazar al imam al mahdi al muntazar kooku la yonent bi wax rek nag te moom la umma bi di xaar gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khatmi Tijani su ñëwee ci jamonoom da nga dégg Cheikhu Tijani di wax ci Mahdul Muntazar léegi ba benn jamono mu wane ne moom Mahdi moomu bu ñëwee day nekk koo xam ne day rey ulama suuy léegi nag ñu laaj Cheikh ne ko ah waaye moom fa ñu rayaale Cheikh ne leen kooku seen mbokk la seen mbokkam taalibe lay doon comme Cheikh Tidiane wax na loolu nag seen mbokkam taalibe la léegi nag dégg nga moom itam bàyyi ñëw moom it ne ورجي لقاء مهدي عونا ومرشدا له كل وقت من رضايا مجاله moom wane ne Mahdi al Muntazar moom sax bu ñëwee mu jóg jamono suma topp lay doon moo tax dégg nga dégg nga al Majzub Baay ba nekk fële dégg nga càkka nga xam ne moom moo nekk dégg nga jéega mooy kan Zakiru mi nga xam ne mooy Majzuba ca Zakiru Ibrahim jéega daf ne dégg nga maalam balaarabi jéega dafa wax ca dégg nga Durar al-Fikr ca diwaanam ba ne moom taalib ak Baay la ca Nigéria ca comme Ibou Diouf ni Ibou Diouf menoon ak Baay moom noonu la menoon ak Baay moom itam dégg nga ab majzub la woon moom itam waaye ci Awsa la doon way Baay mooy maalam balaarabi jéega dafa wax ca Durar al-Fikr ne mu jóg jamono imaamul Mahdi su ñëwee bu fekkee ne da ngeen koy laaj su fekkee ne taalib ak Baay la kon moom la su du taalib ak Baay kooku day kàcc day du moom kon yonent bi kii la wax
léegi bi mu waxee kii nee naa la Cheikh Tijaani ak Cheikh Ibrahim dañoo ñëw rek spécial nekk genre spécial la Baay wax lahu kulla waqtin min ridaaya majaalu dañoo ñëw di tamhidal ki nga xam ne mooy xalifatullahi al imam al mahdi al muntazar googu. waaye nag al imam al mahdi al muntazar moom kooku kan la yàllaa ko xam yonent bi joxe na ay melokaanam wax na itam sayamla'uha qistan wa adlan kama muli juran wa nangam nangam melokaanam ya yonent bi xam joxe na ko. Cheikh Tijaani wane ne na toppam lay doon Baay wane ne na toppam lay doon. waaw léegi nag Mahdil Muntazar moom propagande yi am ak daawi yi am ci taalibe yeeg mbokk yi ku nekk yaa ngi dégg nga takk say ndënd di tabalaal sa nu mu tuddati sab cheikhu dégg nga li ko waral mooy daawu yooyu jaru ko. Imaamul Mahdi Muntazar kooku la umma bi di xaar min al aana ila yawm al qiyamati xaaruñ borom jamono xaaruñ nangam xaaruñ nangam ka umma bi di xaar mooy que yonent bi wax. Cheikhu Tijaani ñëw na yonent bi ñëw na tamhidan li dalika Cheikhu Tijaani ñëw na mumahidan lahu Baay ñëw na mumahidan lahu te Imaamul Mahdi Muntazar bu jamonoom jotee ba mu ñëw kooku soxlawut ku ko defal propagande kooku yàlla ci boppam moom mooy ki nga xam ne moo yore ay dossier am àddina bi yëpp danañu xam ne lii hëpp na leen. kon kooku yàlla koy defalal ay propagandal boppam kooku soxlawut ku ko defal daawi kon Ibrahima Saxiir ak Ibrahima Kabir yooyu yëpp amut moo mbokk mi nag loolu yëpp amut. Baay kon daawi yi nga xam ne nit ñaa ngi koy wax dana dem sax ba jamono Chérif Mouhamadul Ghali Cheikh Tidiane waxoon naag moom mu ngi doon dégg Cheikh di wax Imaamul Mahdi moo tax Chérif Mouhamadul Ghali comme Cheikh waxoon na ne Imaamul Mahdi day feeñ ca Màkka mu demoon defi mujaawara dajeeg fa di ko séentu. bi mu ko séentoo ba dajeeg Cheikh Omar al Fuutiyu mu joxoon ko la mu yoroon ci bagage ndax Imaamul Mahdi Muntazar la leen Cheikh Tijaani dégg wax mooy âge am du nekk mag du ndax yonent bi nee nañ li ñu wax ci li ëpp mooy ne ñeent fukki at lay xam wala nangam maanaam du ëpp 60 ans du nekk mag. léegi moo tax Chérif Mouhamadul Ghali bi mu demee ba dajeeg Cheikh Omar mu joxoon ko la mu xam lépp ci bagage yi Cheikh Tijaani wan ko ne ko moom mooy Mahdi Muntazar moo tax Cheikh Omar oote woon na Mahdi moom mooy Imaamul Mahdi Muntazar waaye bi mu demee ba ca biir mu xam ne xoote ga du moom mu mujj ne moom mooy Mahdul Muntazar ci baatin. Mahdul Muntazar ci baatin loolu amul ci zahir amul ak ci baatin amul da ngay nekk Mahdi baatin ay maay Mahdul Muntazar ci baatin loolu amul. ñaareel ba Imaamul Mahdul Muntazar kooku yàlla ci boppam moo méngoo ay mbiram ci boppam mooy ki nga xam ne lépp lu jëm ci ay mbiram yàlla du jox benn tadaxul ins benn mbindeef dugg ci dossier kooku. kon Cheikh Omar Foutiyu oote ko ñu dem it ba ca jamono Cheikhaani Mannaab ba moom ak Mouhamadul Mishri ñu toog ca Mauritanie bi ñu toogee ñoom ñaar ñu jël benn leetar bindu ko Baay bi ñu bindee Baay leetar bi di ko laaj maqasid ya bi ñu ko laajee ca maqasid ya ak ci fiqu tariqa ak ci fiqu nangam ba pare laajaale ko ne ko ñoom dañoo bëggoon a xam ndax al imam al Mahdi al Muntazar Cheikhaani ak Mouhamadul Mishri laaj Baay ne ko dañoo bëggoon a xam ndax bu mu ñëwee mu jag jamono ndax imam al Mahdi al Muntazar day nekk koo xam ne day nekk borom xam-xam yi zahir kese maanaam day nekk ko jàng am xam-xam kese wala dafay nekk borom xam-xam yi baatin maanaam day xam la saraar nekk itam wala day am maqaam fa yàlla nekk wàllu yàlla wala day taxawaay xalifatullahi wala xaqiqa xaamisa wala nangam biñ laajee Baay seen su'aal ya Baay ca tontu ga Baay tontu leen tontu leen ca mooy amal maqasid fa xadu aarifi nangam bi mu leen tontee ca urjuza ga ba pare la nga xam ne moo leen taxoon a jóg muy question yi Mahdi Muntazar Baay nëbbu ko waxu ca na am na loo xam ne Baay du ko huññi léegi bi Baay noppee léegi ñu toog benn jamono Cheikhaani gént moom ak Mishri comme Baay tontu leen ci affaire yi Mahdi Muntazar waxu ca dara léegi Cheikhaani wala Mouhamadul Mishri moo gént ñu gis Baay boobu ñoom ña nga gànnaar Baay ngi fii ci Sénégal Baay wax Cheikhaani ne ko jiitul anta imam ne Mouhamadul Mishri wa anta naib léegi Mouhamadul Mishri tontaat mu bindaat Baay moom ak Cheikhaani Mouhamadul Mishri wax Cheikhaani gént gi ba pare ne ko damaa gént Baay di la jiito yow yaa imam bi waaye mu ne man maay naib léegi nag Mishri wax Baay ci leetam ne ko naib Mouhamadul Mishri nee nga Cheikhaani mooy imam man maay naib Cheikhaani wala maay sa naib Baay ba tey tontu ndax Baay moom magam jëmm la kenn du ko jaar sanjoof kenn du ko tamax waaw bëgg yàpp ba ne da nga galgal ñaay moom boo yegsee ci Baay da nga xam ne fulla ak fayda nga fay fekk. kon yonent bi shaxsiya gii la wax man maay borom jamono maay nangam nag ay daawi kese la Ibrahima Saxiir ak Ibrahima Kabir amu fi
yonent bi ci boppam ak cheikhul xatm Tijaani ak baay dañu ñëw nekk ay mumahiduna yonent bi di ki nga xam ne dégg nga moo tax bu ñu ñëwee ci xadis ba yonent bi ñëw di sang yi nekk di yonentu yàlla gi nga xam ne mooy xatmu risalaati keneen beneen yonentu du ñëw cheikhu Tijaani ñëw moom it wax kon soo ñëwee naan ma xaw ma dégg nga Ibrahima gu ndaw ak Ibrahima gu ndaw ak gu mag Ibrahima gu mag gi muy baay boo ca namee baay Ibrahima gu ndaw gi lan la fi def ak koo ci mën a nam gannaaw baay ci l'islam gannaaw baay ci tariqa Tijaani ana kan mooy ki nga xam ne moom moo fi def lu mel ni lu baay amul benn Ibrahim wala Ismaïl wala dégg nga Yuusuf ak ku mën a doon lu mel ni baay ci l'islam li baay def ci l'islam amul benn Ibrahim du Ibrahima mu ndaw ak du Ismaïl ak du Ishaq amul kenn ku def lu mel ni baay dégg nga su bu fekkee ne baay bu ñëwee buy joxañ sax da nga dégg mu naan wa marratan uxra tarawna ajaba te boobu ma ngay joxañ ba tey ki nga xam ne moom mooy dégg nga la ñuy wax rek mooy sànq ka yonent bi tuddoon Cheikh Dieng tudd ko baay bu ko tuddee fële ne rajuli qaal maati nangam na dana ko tuddaat nga déggaat baay naan wa marratan uxra tarawna ajaba min sirrital xam ma ngay junjoot ba tey di wane ne imaam al mahdi al muntazar bu ñëwee nangam kon ñaareel ba nee naa la imaam al mahdi kooku soxlawut daawi soxlawut ku ko propagande soxlawut nangam kenn xamut kan la kenn xamut jamonoom kenn xamut nangamam waaye li nga xam mooy ne kooku la nga xam ne moom lañ xam mooy ne kooku yàlla ci boppam ak la yonent bi wax ci ay mbiram kooku yàlla moom méngoo ay mbiram propagande yeeg li ci xew lépp ay dossier kooku yàlla moom moo koy dégg nga moom mooy ki nga xam ne ànd ak Cheikh Tidiane wax nañu ci moom la bokk bàyyi wax nañu ci moom la bokk ak nangam kon ma ne ko loolu daal mooy li ma la mën a wax Kanzu Daraari kooku moom téere la Ousmane doon Foodiyu bindut ko Ousmane dafa Foodiyu dafa toog di wax Abdoulaye moom téere bi Abdoulaye téere bi maa ngi ko yor ma ne ko góor googu ngóor soo di la waxal lii ma ne ko boo demee téere ba sax amu ko kon Cheikh Ibrahim 1971 dina dem Mauritanie mooy yoonam bu mujj dina dem Mauritanie lan la yoon bi lu ko waral li ko waral mooy Baay dafa toog benn bés bi ñu toogee benn bés Baay Haajil Misri moo ma nettaleel xisa bi dafa amoon benn naarab gànnaar ci jamono googu 71 boo xam ne naarab gànnaar la dafa jàngoon amoon xam-xam lool waaye amoon magam ju bokk ak ndey ak baay joo xam ne magam ja dafa ñëw nekk di taalibe Baay léegi nag naarab gànnaar borom xam-xam bi moom dafa nekkoon ci wahabiya ibaadu la woon di wax magam ji tout le temps naan ko yow daal man li ma naqadi rek mooy sànq nga ñu lu tax nga dem di nekk di taalibe Baay Baay mi nga xam ne ab kóori la ab nit ku ñuul la ab neegar la nga dem di nekk taalibe ñaareel ba naar yaa ngi fi taaliba yaa ngi fi naari gànnaar yaa ngi fi borom xam-xam yi Mauritanie gi duñ jeex nga war a dem nekk taaliba kenn ci sa mbokk yi wala ci sorofa yi wala nanga nga dem di dem ci koo xam ne ab kóori la ab nit ku ñuul la nga dem di nekk taalibe dégg nga léegi nag moom kooku muy wahaabi bi di wax mag ji tout le temps ne ko tax Cheikh Ibrahim mii nga gëm jàpp ko muy sa sëriñ li ma la bëgg a xamal mooy lenn man heure bu ma dajeeg moom dinaa ko laaj ay question yoo xam ne di nga xam ne xamu dara waaw di nga xam ne xamu dara tout le temps loolu lay wax mag ji tout le temps loolu lay wax mag ji dégg nga xam nga besab xarxanam borom a ko mën a fajal boppam xam nga Baay moom ne asma'u min haythu la yara al-fata wa yasma'u maa ngi déggee nopp yu baax di gisee itam bët yu baax dégg nga ndaxte kooku ma nga yor fa kashafna anka ghitaa'aka fa basaruka yawma hadid dégg nga yàlla may na ko fa kashafna anka bu ñu ko waxee sax maanaam fa léeg-léeg ci ixtibaar la ci maanaam ci sakaratul mawt waaye dama ko indi fi baat ak kashf gi rek laa soxla mu yoroon koo xam ne Baay nekkoon di borom kashf sahih kashf rabbaani sahih waxuma du kashf sa shaytaani borom kashf rabbaani sahih la woon léegi Baay nag mu ngi doon dégg dialogue bi doon am diggante rakk jeeg mag ji Baay toog 1971 bu daan waaj pour dem Mauritanie daf daan yónnee leetar yi ñëw bu ko mu wax ñoom Misri ñëwoo leen téléphone ñu waaj Baay waaj bu daan jóg ànd ak dëkk bi daanaka wala xaajati dëkk bi waaye 1971 Baay dafa jóg dégg nga yoon bu gaaw dafa toog rek ñu xoo ñoom Mouhamadul Misri yëgal leen ko ne leen mu ngi ñëw bi mu ne yëgalee ne mi ngi ñëw Baay déparé fi bi fi Baay déparé daanaka àndut ak kenn yoon bu gaaw bi mu yeggee Mauritanie dégg nga ñoom Misri ñu dalal ko ak ñoom Cheikhaani biñ ko dalalee ci fi nga xam ne jamono jooju Nouakchott fi ñu dalal kilifa yi ñu dalal ko fa Haajil Misri mu ne ma li ma seetlu mooy Baay bi mu dalee mu ne ma Baay bu toogaan ci néeg maanaam day jublu tout le temps xarfu day jublu tout le temps penku maanaam moom fu mu toog boo ko fekkee néegam chaise bi daf koy jubal penku bu toogee penku lay jublu boo ko bu ñëwee ci sa kër boo ko tegalee chaise bi jublu penku lay toog waaye ñu ne biñ defaralee Baay jamono jooju te dalukaayam ya fi mu daloon ca Mauritanie
léegi nag dañ ko defaraloon ay xayma yi ci biti ñu defar ay xayma ci dalukaayam xayma yu bëri yu lool taaliba Baay yeeg naari gànnaar yeeg ñëpp di sikkar Haajil Misri ne ma lim seetlu mooy Baay dafa ñëw defar lu benn chaise ne lañ jël chaise bi jubalu ko penku de daf ko jubal ci buntu bi maanaam comme par buntu xayma bi nga xam ne yow ku dugg rek bàyyi boo duggee ci xayma bi Baay nga njëkk a jàkkaarloo léegi Baay toog jublu buntu bi nakata taaliba Baay gële muy mag ki nga xam ne moom mooy linkaar Baay mag ji dégg nga bi leen Baay ooxee ci lu gaaw ne la mi ngi ñëw mu de wax rakk ji ne ko rakk mu ne ko man day Cheikh Ibrahima Niass mi ngi may ngañe suma sëriñ tout le temps nga may ngañe suma sëriñ Cheikh Ibrahima Niass oo nañu nee na dana ñëw suba mu ne ko suba mu ne ko waaw mu ne ko waa baax na léegi ma rakk ji ne ko waa léegi su Cheikh Ibrahima Niass ñëwee nga ñëw nga yóbbu ma fi mu dal incha allah dinaa ko laaj ay question yoo xam ne yéen ñëpp da ngeen xam ne xamu dara waaw danaa ko ñaat mu ne ko man kay du ma la yóbbu man maa lay yóbbu ci suma sëriñ nga koy laaj ay question di ko daane suma kanam man kay du ma la ko defal léegi rakk ji ne ko waa baax na bu Cheikh Ibrahima Niass ñëwee daal yégal ma ko mu ne ko waa baax na amul benn problème léegi Baay ñëw yegg sa ca ëllëg sa ñu dalal ko biñ ko dalalee naar bi dem ca rakk ja ne ko suma sëriñ de yegg si na mu ne ko fu mu dal mu ne ko ma nga daal place nangam boobu benn place moo amoon ca Nouakchott dégg nga muy dalukaay yi nga xam ne mooy dalukaay bu mag bi mu ne ko léegi man damaa bëggoon pour léegi nga xaar ma ñu ànd mag ja ne ko man kay du ma la xaar man may ñëw di ànd ak yow di la yóbbu ci suma sëriñ nga ne da nga koy jéem a ifham da nga koy jéem a laaj lu mu xamul wala nga jéem ko daane di toroxal suma kenn mu ne ko man kay ànd moom daal boo bëggee xam ma nga daal ci place nangam rakk ji ne ko baax na danaa ñëw rakk ji moom it mag ja jiitu ko moom dem ca comme moom taalibe Baay la dem rakk ja ñëw bi mu paree ba pare moom itam di dox di ñëw mu ne moom bi muy dox di ñëw di jege si ni muy gënee jege si fi Baay daal muy gën a dékk zikkar bi xam nga moom comme bëggul zikkar dégg nga linkaar gi li ci ëpp mooy zikkar si ñuy zikkar nu mu gënee jege ji di gën a jege si di dégg zikkar mu ne waaw zikkar si la sax de zikkar si la sax di gën a jege si waaye mu ne naar bi di wax mu ne bi mu doxee di dox ba yegg si ci xayma gi xayma yi fekk boobu dañoo defar ay xayma yu bëri fi Baay nekk mooy xayma gu ma gën a mag it yeneen xayma yi naar yi ak jigéen yi góor yi ñoom ñoo tasaaroo ci xayma yi di zikkar bi mu yegsee ci xayma gu njëkk mu laaj ci ana Cheikh Ibrahima Niass ñu ne ko ci xayma génne la nekk naar bi daal mu ne muy dox di ñëw ba yegsi ci xayma gi nga xam ne Baay nekkate boobu moom itam xam naa moom itam préparé na bu yàgg moom itam Baay moom itam toog ci xayma gi waaye dafa jublu buntu bi naar bi daal moom it bi mu ne tëll ba yegsi ci xayma gi Baay dugg bi mu ne nii ba uññi xayma gi rek daf ne tëll Baay ñoom ñaar seen bët yi ñeent rek naar bi sawtu bayam ci bi naar bi sawtu bay ñoom mag ñoom Misri ñoom ñëpp ñu ne lew na ñu gaaw defarwaat yóbbuwaat ko mu defaru moom boobu la daw moom ñibbiwaat këram moo tax bañ nekkee Mauritanie ci année 79 80 boobu ndeysaan xaw ma mi ngi dund dee na waaw mooy bu fekkee ne mi ngi dund ba léegi ndax di jamono yi bañ nekkee Mauritanie daanaka du utoon mag noonu ay fanweeri at ak yooyu la amoon dégg nga moo tax suñu sëñ daara bi la woon xam naa nag dégg nga bu fekkee ne mi ngi dund ba léegi buñ jamono yi buñ dajaan ak moom léeg-léegi suñ ko xoolee rek ndeysaan buñ ko ne xujju rek mu ne ma Ahmadou bu ma xool daan ko wax leen ñenn ci njaboot gi nga xam ne dañoo xaw a am bët suñ ko xoolaan rek mu ne Ahmadou bu ma xool sa bët yi ci bët ya ma xooloon ma saw suma tuur ndox ci la bokk ci bët ya ma xooloon ma saw suma tubéy ci la bokk maanaam sa bët yi day niroog bëti bàyyee kon bu ma xool ma ne ko yow yaa doon tëggalu combat naan danaa ko laaj ba mu daanu nga ñëw jàkkaarloog moom di dégg nga di saw tubéy waaw boobu Baay nag moo koy wan foofu nag dégg nga dara jaar ak maqaamaam ndax Baay boobu naar bi lam doon def lépp ak lam doon wax yëpp ci nopp Baay Baay koy dégg ca Sénégal moo tax Baay bi 1971 bi lii la dem réglé ko ba pare nag dégg nga ni retourné waat te dégg nga mag ña fekkee woon ñu ne Baay dafa ca ëllëg sa rek la Baay jëlaat volam ñëpp si waat kaw Dakar yoon boobu Haajil Misri sax daf may wax ne ma yoon boobu noonu 1971 mooy yooni Baay bu mujj Baay dafa indiwaale woon kurus gam gi nga xam ne ci la defoon péri dégg nga dafa amoon ci péri kurusi Cheikhu Tidiane mu ne ma Baay yoon boobu indiwaale woon na ci kurusam gi péri Cheikhu Tidiane bi mu amoon daf ko defoon ci kurusam gi indiwaale woon na ko ci yoon boobu 1971 Haajil Misri nag ne ma péri kurusi Cheikhu Tidiane bi nekk ko ci kurusi Baay gi boobu anamu ma ne man loolu mën nga koy laaj ma ne ko loolu mën nga koy laaj loolu kay bu ma ko laaj dégg nga ma ne ko loolu dama mën nga koy laaj bu ma ko laaj dégg nga loolu kay bu ma ko laaj ma ne ko man kay Haajil Misri dama ana Baay yoonam boobu nag 1971 mooy yoonu Mauritanie gi mujj péri kurus ak indiwaale woon na kurusam gi te mooy péri indiwaale woon daf cee defoon péri kurus Cheikh Tidiane Haajil Misri dama ana péri kurus Cheikh Tidiane gi Baay defoon ci kurus péri kurus Cheikh Tidiane bi Baay defoon ca kurusam nga ma ne ko man day wax dëgg yàlla man xaw ma péri kurus googu mu nekk waaye li ma xam daal mooy ne man moom borom hitte la dox naa ci lu nekk waaw ma ne ko xamoo mujjoon naa dégg ne péri kurus woowu Baay 1972 demoon na umra
bi mu demee umra dajee faak Arabi Jalal muy tchadien bi nga xam ne taalibe Baay la woon dajee faak moom Arabi Jalal ñëw ànd ak benn xaritam boo xam ne soudanais la dégg nga ñu ñëw fekk Baay ci fi ñu ko dalal ci hôtel bi ca fi mu daloon ci hôtel ba ñu ñëw nuyu si Baay comme Arabi Jalal moom taalibe Baay la moo ànd ak benn xaritam bi nuyoo Baay pare xarit bi nga xam ne Arabi Jalal xaritam gi ànd ak Baay génn benn enveloppe def ci ay dollar jox ko Baay hadiya Arabi Jalal jox ko hadiya léegi Baay yëkkati kurus gi rek kurus gi jox ko xariti Arabi Jalal bi mu ko joxee dégg nga léegi xariti Arabi Jalal comme Soudan la bi ñibbisee Soudan mu amoon koo xam ne ma nga nekkoon dëkk bu ñu wax Mellit ci tukkikat yi mooy région bi nga xam ne mooy frontière Soudan ak Libye léegi nag benn kilifa goo xam ne taaliba Baay la woon dégg nga mu Cheikh Aboud la demoon naa ba dëkkam léegi bokkut ak Aboud bi nekkoon Abdéche ci tukkikat yi Cheikh Ousmane bokkut ak Cheikh Ousmane Aboud kii Aboud bi nekk Mellit la kooku Tijaan la waaye du taaliba Baay Cheikh Aboud mi nga xam ne doomam yi ña nga Mellit seen maam wala seen baay dafa duggoon xalwa fukki at ak juróom di ñaan Cheikhu Tijaani ci xalwa bi pour Cheikhu Tijaani na ko may lu bokk ci moom léegi nag Aboud bi mu déggee ne soudanais boobu noonu jugee umra ñëw na te mbokkam la Aboud jugee Mellit dugg ci oto yi ñëw ba yegg si Xartuum ñëw seet si mbokkam bi di ko ndokkee si ci umra bi mu ñëwee di ko sargal Aboud ñëw ne mbokkam mi mbokk mu ne ko bala ma laa sargal dafa am lu ma bëgg mu ne ko lan mu ne ko Cheikhu Tijaani Abil Abbas damaa duggoon xalwa fukki at ak juróom doon ko ñaan lu bokk ci moom kurusam kaalaam yéreem lu bokk ci moom karawam léegi nag nee na ma boole na ma Cheikh Ibrahim Niass pour Cheikh Ibrahim Niass jox ma benn kurusam boo xam ne péri Cheikhu Tijaani ma nga ci woon te Cheikh Tijaani nee na ma Cheikh Ibrahim Niass jox na la yow kurus gi pour nga indil ma ko waa ji yëkkati kurus gi jox ko ne ko xay man kon moom Cheikh Ibrahima man maa ngi foog ne Cheikh Ibrahima Niass man la ko may nekkate man nekkate pont laa rek pont laa nekkate man gisuru la ab pont la kon péri kurusi Cheikh Ibrahima bi am ci Cheikh Tijaani nii la ko bàyyi joxee woon góor ga sa Soudan nekkate am na koo xam ne dafa duggoon xalwa di ñaan Cheikh Tijaani nii la ko Cheikh Tijaani waxee bàyyi mu jox ko góor googu jox ko Cheikh Ousmane Aboud léegi nag man a xaajul misri ni fii laa mujj dégg foofu la péri kurus boobu mujj waaye ma ne ko man de doxoon naa ba am ñaari péri kurus ci Cheikh Tijaani benn bi mayoon naa ko suma wayjur dégg nga suñu wayjur Cheikh Mouhamed Lamine Ibrahima Niass muy baaba mayoon naa ko benn bi ci kurus si seede ci benn seede la ci kurus Cheikh Tijaani ñaari seede la woon sax dégg nga ci péri dégg nga ci dégg nga benn ñaari péri seede la woon ci kurusam ma ne ko ñaar laa ci amoon benn bi may naa ko sama baay Cheikh Mouhamed Lamine Ibrahima Niass muy baaba benn bi moom maa ngi ko yor ba léegi loolu laa waxoon xaaj ci ndax dafa ma laaj ne ma péri kurus si Cheikh Tijaani bi nekkoon ci loxo baay bi fu mu mujj ma ne ko xaw ma fu mujj waaye daal man comme damay dox ci yu mel nii doxoon naa ci jamono ba demoon Soudan nangam naam nii laa ko wax na ko kon ma ne ko bàyyi joxoon na ko soudanais bi ñëw Xartuum am benn mbokkam boo xam ne jóge woon na ba Mali ca frontière ba ak Libye muy borom xam-xam di kilifa ci tariqa bi ñëw bi mu ñëwee di ko sargal si la mu ne ko bala ma laa sargal jox ma kurus gi la Cheikh Ibrahima Niass jox ndax mu ne ko man dama duggoon xalwa doon ñaan Cheikh Tidiane lu bokk ci moom nee na ma wax na Cheikh Ibrahima Niass mu yónni ma pere kurusam gi kon mu ne ko aywa waa ji ne ko xay kon man nekkate man Cheikh Ibrahima Niass ba ma ko joxee ca Jëdda dama foog ne man la ko may nekkate man daal pont la rek ma affaire bi daal dañ maa jox pour ma yóbbante gi daal nekkate yóbbante ak jàmbur la kon mu yëkkati kurus ga jox ki nga xam ne moom mooy dégg nga borom kurus gi ki nga xam ne kon ma ne ko ma ne xaajul monsieur pere kurus yi bàyyi boobu moom foofu laa mujj dégg nga ñoom Ousmane Aboud nag comme su may ay taalibe lañ dégg nga ay tijaan lañ doxoon naa jamono seen baay baxee neen la ko ñoom it ña ngi ko yor ba léegi ba dégg nga ba jamono ay 2008 2009 su ma yoon bu mujj foofu 2008 demoon naa ba foofu ñoom ña nga yor woon péré kurus googu dégg nga waaye ma ne ko man daal dox naa ma ne xaaj man daal dox naa ba mujjoon naa am ñaari péri seede ci kurus Cheikh Tidiane benn bi may naa ko sama baay Cheikh Mouhamed Lamine Ibrahima Niass muy baaba benn bi moom maa ngi ko yor ba léegi may ma ko kenn kon Cheikh Ibrahima ngi noonu ñëw nañ 1971 dem na Mauritanie bii mooy voyage am bu mujj nee naa la 52 demut pour tuddi kenn alima xaaliqi bi anna safari ñaareel ba boo ne ma dafa demoon pour tuddi ma Samba ak ma Demba baay dégg nga kooku nga may wax ne ma muy Ibrahima mu ndaw moom nga may wax ne ma moom la bàyyi demoon tuddi ji kooku 1952 boobu juddoogul kon xanaa balañ laa tudd nga balañ laa tudd dégg nga balañ laa tudd nga judd dégg nga balañ laa tudd nga judd waaye juddoogoo ñu lay tudd loolu fu mu amee kon Baay la ko yëkkati woon
mooy lam la wax rek alima xaaliqi bi anna safari amma dem tuddi Masamba xama per bi nag loolu ma ne ko ay waxi propagande la rek te loolu dara xamu ci ñay wax ji ñoom ñooy créé wax ji di sosal dégg nga bàyyi di sos ci fayda gi waaye ma ne la fayda gi moom mooy li nga xam ne mooy zubdatu dégg nga bu fekkee ne l'islam iman ihsan la dégg nga moom mooy zubda gi wax dëgg yàlla te ña ca nekk ak muy bàyyi ak ñam bokkoon ak jamono ñu jàppoon ci moom ak ba ila yawmina hada kenn masul leen a yab ci lenn nag ci wax ju xeebu ak ci jëf ju xeebu ñëpp dégg nga Cheikh Ibrahim xam-xamamam gu rafet ak mbaaxam ak mën a wesaare xam-xam ak njub loolu lañ ko xamee ak loolu lañ xamee dégg nga nekku fi di daawi ak nekkut fi di daawa lenn dégg nga nekku fi di daawa lenn Ibou Diouf da nga ko fekk ndeysaan sax ndeysaan ca dégg nga mu naan la xaw ma yàlla mi doon yónneetut jëm mujjee fi teew sirul xaq ñëw na Soudan Sidi Barham yàlla mi doon yónneetut jëm mujjee fi teew sirul xaq ñëw na Soudan Sidi Barham di la wax loolu kooku dégg nga Ibou Diouf bu waxee loolu xam na bu baax àddina bi itam bu Ibou Diouf waxee lii duñ def tawassu di la ko firil ndaxte microphone moom ak wax ji may wax dégg nga ci microphone la te itam ci lu ñuy wax la ak wax ak ñëpp am na ñoo xam ne xam nañ dimension bi may waxee am na ñoo xam ne xamuñ dimension bi te dafa am loo xam ne bu ma neexee ma firi li Ibou Diouf wax nii yàlla mi doon yónneetut jëmmu jee fi teew sirul xaq ñëw na Soudan Sidi Barham su ma neexee ma firil leen ko waaye su boobaa majzuub yi ñoo koy xam ak aarifina yi te su boobaa du ñoom kese rek ñoo may dégg néegi yeetu la ak du néegi yeetu am na loo xam ne kenn du ko firi am na loo xam ne am na yenn wax yoo xam ne boo ko génnee muy waxi waxi néeg li mag ñi di wax waxi néeg boo ko génnee yóbbu ko ca ëtt ba tooñ nga waxi ëtt boo ko yóbbee ca bayaal ba tooñ nga waxi bayaal boo ko yóbbee ca tànt ba yóbbu nga télévision wala internet du ñëpp lay comprendre ñu ñëpp lay dégg kon dégg nga li yonent bi waxoon rek dégg nga xaatibu nnaas ala qadri uqulihim am ñu ne xadis dégg nga am nañu ne athar la bu jógee ci Sidna Ali xaatibu nnaas ala qadri uqulihim atawadduuna an yukadaba allah wa rasuluhu kon wax yu rëy yi nit ñi di wax ak ci mbokk surtout taalibe yi ndax Irfaan Baay toog na dund naag ñim dund naag xulafaa am yi dund naag ñam dund ak ñoom ñëpp kenn mësta dégg ñuy yëkkati di wax kàddu yi rëy yi ak di wax dégg nga ñi nga xam ne mooy secret borom bi subhanahu wa taala ñu koy wuññi ci ay média dégg nga waaye Baye daf daan wax maanaam Tijaan Ousmane ne ko taalibe bu tarbiyu ba tax seyru ba pare su fekkee ne maqaasid yi taalibe ba nga xam taalibe bi sa taalibe la doxal nga ko seyru ba mu pare Baye dafa wax maanaam Tijaan Ousmane ci leetar ba ne ko su fekkee ne taalibe la boo xam ne du nekk kuy xëññu ku dafa nekk ku amul secret bu ko jox maqaasid yi waaw ndax dafa am koo xam ne mënta koo xam ne man amul secret kenn du koo xam waxal yenn yi kon Baye di wax maanaam Tijaan Ousmane ne ko dégg nga sa taalibe yi nga xam ne tarbiyaan nga leen ba pare doxal leen seen seyru buñ paree su fekkee ne taalibe yi am na ci ñoo xam ne yow xam nga ne ñii amuñ secret bàyyi na ko bu leen jox am maqaasid yi waaw am na koo xam ne dégg nga boo leen xamalee yenn yi dañuy dem toog ci télévision yi te loolu du waxi télévision dégg nga kon waxi néeg kenn du ko yóbbu ci ay ëtt waxi ëtt kenn du ko yóbbu ci bayal waxi bayal kenn du ko yóbbu ci ay télévision dégg nga ba Ibou Diouf su la waxee lii xaqiqa la yàlla mi doon yónneetu jëmmu jee fi teew sirul xaq ñëw na Soudan Sidi Barham kon Ibou Diouf li mu wax xam na ko ñu ni xam nañ li mu wax te xam nañ li gën a garaaw xam nañ ko wa aksar waaw suñu neexee ñu firi ko waaye duñ ko firi ndax itam lii du wax joo xam ne lu ñu war a wax ci ay média la kon Cheikh Ibrahim 1971 ci lay mujjee dem Mauritanie mooy yoonam Mauritanie bi lii moo ko taxaw na jóg nag dégg nga pajak xar xana borom a koy fajal boppam dem na ci koo xam ne ma nga Mauritanie di ko jéebaane di ko nangam di ko bëgg a yab mu dem fajal ko boppam ñëpp si waat Maalaaji Abdoulaye daf daan wax Baye ndeysaan ci mbaaxam moom Maalaaji comme Baye doom la te Baye Maalaaji gërëm na ko ngërmaane dëgg la ko gërëm Baye Maalaaji daf daan wax ci maam Astu Jànq daan wax Astu Jànq day ne ko yow day astu mu ne ko yow de suma kër gi da nga fi jur koo xam ne moo may donn dëgg-dëggi donn da nga fi jur koo xam ne moo may donn dëgg-dëggi donn te su fekkee ne yow Astu Jànq juróo ki nga xam ne moo may donn kenn du ko fi jur waaw Baye Astu Jànq ngërmaane jëkkëram
ngërmaa nag borom këram muy suñu Alaaji Abdoulaye Alaaji Abdoulaye duutoon ku ko xam-xam ne duutoon kenn kuy maslaa kuy laamisoo kuy neexal kenn lii la waxoon maam su ñanq ne ko day yow day astu mu ne ko yaay ki nga xam ne yaa fiy jur ki nga xam ne moo may donn dëgg-dëggi donn te bu fekkee ne juróo ko fi kenn du ko fi jur te loolu yàlla may ko mu jur dégg nga ña nga xam ne jur na leen ci Mouhamed ak Mahmoud ak dégg nga baay ak sama maam Badiane Ndiaye baay ak ki nga xam ne mooy alxaaji Mouhamed Zeynabu magam ak maam Ousmane mi nga xam ne mooy borom këri maam Badiane Ndiaye maam Ousmane doomi am Ñas mi nga xam ne mooy borom këri maam Badiane Ndiaye di sama maam dafa nekkoon ci kër Maalaaji ci kër Maalaaji la nekkoon ci biir kër gi amoon fa néegam dafa toog biñ toogee ba Maalaaji nekk mag nag ci mujj ak jamonoom Maalaaji dafa oolu alaaji Mouhamed Zeynabu oolu baay oolu maam Ousmane ñoom ñett mu oolu leen ci biir néegam moom ñoom baay alaaji Mouhamed Zeynabu maam Ousmane Maalaaji oolu leen ci biir néegam léegi Maalaaji ne leen teg leen seen loxo fii ñu teg seen loxo ci kaw kaamil alquran bu Maalaaji tegoon ñu teg seen loxo ñoom ñett Maalaaji ne leen dama bëgg seen ànd gi dama leen a bëgg fasante yéen ñett ñi yow Ibrahima ak Mouhamed Zeynabu ak Ousmane dama bëgg a fas seen kóllëre ak seen ànd fii ci suma néeg ñu teg ñoom ñett ñu ngi teg seen loxo yi ci kaw kaamil gi leen Maalaaji wax ñu teg seen loxo mu ne leen teg leen seen loxo ci kaw kaamil bi te ngeen gëñal ma ne ànd gii may fas seen diggante du ngeen ko fecci ba yowmul qiyaamati ba ma dajeeg yowmul qiyaamati ñu gëñal ko mu ne leen nag mu wax leen ñoom ñett ne leen suma kër gi su ma fi jugee ëllëg dina am luy xew waaye nag ak lu mën a xew yéen ñett seen ànd gi maa ngi koy fas fii suma néeg bu ngeen tàqalikoo bés a penc da ngeen ko layoog yàlla maa Ousmane Cheikh Ibrahim alhaaji Mouhamed Zeynabu Maalaaji moo fas seen kóllëre moo tax bi bay tax fayda gi taxawee ñoom ñett ñu ànd ba ila yawmina hada dégg nga kon Maalaaji moo leen waxoon ne leen heure bu ngeen feccee suma ànd gi ma fas suma néeg bés a penc da ngeen ko layoog dégg nga yàlla du ma dégg nga mooy du gërëm kon Baye dem na Mauritanie 71 ci koo xam ne daf ko doon jéebaane di ko bëgg a yàpp Baye dem fajal ko boppam parce que xarxanam bosa borom moo koy fajal toog Baye moom kilifa boppam la waaw Baye dem tasarruf retourné xam nga comme la mu waxoon ca gouvernement yi Mamadou Dia dafa am ministre de l'intérieur am bi amee ministre de l'intérieur am lan la def mu toog moom it ab jamono bi mu toogee ab jamono léegi ministre de l'intérieur bu Dia ma bañ a jaar ci turam rek ndax ko moom it mi ngi yor njaboot ñu tabaxoon jamono seen ab kaso seen dégg nga seen prison bu baax bu mag ministre de l'intérieur boobu lan la waxoon ca jamono jooju dafa waxoon mu ne daf daan toog léeg-léeg bu dajeeg ñenn ci topp ak bàyyi gi léegi comme moom waa fii la woon daf daan topp léeg-léeg naan leen amoon na benn xarit ci koo xam ne taalib ak bàyyi la daf ko daan wax ne ko gis nga man maay le ministre de l'intérieur te tabax naa fi benn prison bu bees taq xam nga lan moo tax ñu tabax ko mun na ko sawaaji waaw Cheikh Ibrahima Niass ak ku mel ni moom gis nga fii nii ku ñu fi jéem a fontoo waaw surtout ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass sa sëriñ ku ñu fi jéem a fontoo mun na ko prison boobu dañ koo tabax spécial pour moom nag bu yóbboo nga xam loolu xaw ma bu la neexee nga wax ko bu la neexee bu ko wax xam naa ne ñi ma ko wax waaye mu ne ko ñun suñ prison bu bees bii ñu tabax spécial dañ ko tabax pour moom waaw ku ñu fiy jéem a fontoo ku mel ni moom rek danañ ko fa sànni waaw matut xaat ñu sànni ko fa moom ma ne ko waaw kooku yoon da ngeen a rep ma ne ko matut xaat far ñu sànni ko fa ñu sànni leen fa ñoom ñëpp dégg nga kon nee naa la kookoy Cheikh Ibrahim muy 1971 Mouhamed El Missiri waxoon na la sànq ca moom itam ba mu toogee jamono rek moom itam mooy la ma la waxoon bi mu laajee moog Cheikhaani Baye tontu leen ca maqaasida waaye tontu leen ci lu jëm ci Mahdi Muntazar ma dégg nga Mouhamed El Missiri moom itam ci lim géntu woon ne xaw ma dégg nga ne Baye wax na Cheikhaani jiitul wa Mouhamed Naib Mouhamed El Missiri bind Baye leetar di ko wax ne ko waaw man naibi Cheikhaani la wala sa naib la boobu moo waraloon Mouhamed El Missiri bi ñu toogee ba 1366 Mouhamed El Missiri naan la fi aami 66 zahar imaamuna al Mahdi wa huwa al Muntazar daf ko foog rek ndaxte boobu ci ay gént la waaye dégg nga boo ñëwee léegi dana am ñoo xam ne danañ ko taawilal wane ne maanaam baatinu Mahdi yu mën a la loolu yëpp du baatinam du zahiram la ma la waxoon ci Cheikh Omar ci ne la mahdiyatu hunalika wala mahdiyatu inda dégg nga Mouhamed El Missiri kon loolu lu mu foog la woon rek gannaaw Baye tontut ko
ca leetar ba te Baye du ca tontu ndax loolu secret borom bi la kooku dossier borom bi la ñaareel ba Baye am na loo xam ne boo ko laajee moom itam da nga ko fekk muy magam jëmmu léeg-léeg nga tontu ko mu léeg-léeg nga laaj ko mu tontu la ba dégg nga ba mu saf-saf waaye léeg-léeg nga laaj ko mu mel ni ku la déggul fekk dafa am loo xam ne du ci wax waaye Mouhamadul Mishir boo waxee moom itam fi ami 66 zahar kooku zuhur gi du zuhur dégg nga zahiri du zuhur batini nee naa la kooku muy dégg nga ka yonent bi wax muy dégg nga min waladi nangam muy imaamul mahdi muntazar kooku yàllaay méngoo ay dossier am kooku ay dossier am yàlla du ci dugal mindeef yàlla ci boppam moom méngoo ay dossier am te kooku mooy ki nga xam ne mooy ko ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di xaar nee naa la Cheikh Tidiane ñëw na mumahidan Cheikh Ibrahim ñëw na mumahidan dégg nga li ci des nag lépp nag ay daawi la may xalifa yàlla ak may nangam nag yooyu yëpp ay kii la rek yooyu dégg nga da ngeen di reer bu ngeen reeree seen ak dégg nga cereg mbuum wala seen ak cereg baasa ba seen fees yi biir yi fees rek wala ngeen neexal seen taalibe wala ngeen neexal seen opinion yi commencé di yuuxu ci microphone yi waaye loolu ay kàcc kese la te wax dëgg yàlla nit ki maqaam gum xoote te dégg nga xoote wut ko ci ndigal borom ndigal sax du xoote lu kon mooy loolu rek maanaam borom ndigal moom xaqiqatan moom du xoote ñaareel ba Cheikh Tidiane lam la waxoon rek waaw lu waay xoote moom dootoo ca jot waaw maqaam boo fi daay bu waay xoote yàlla lam lay nattoo rek mooy maqaama googu dootoo ca jot te bu yàlla defut sutura sax far gàcce kese la ca ko xoote woon di jëlee kon maalaaji toog naag Baye ndeysaan comme doomam di doom joo xam ne gum gërëm ndeyam gërëm ko ñaanal ndeyam ñaanal njabootam Baye toog na benn bés ndeysaan Baye maalaaji ne ko Ibrahim maalaaji ne ko Ibrahim mu ne ko doom day ñetti rek lañ benn doom ñetti rek lañ doom maalaaji ne Baye doom ñetti rek la doom ju baax wala doom ju bon wala doom yi ngeneel maalaaji ne Baye doom ñetti rek la ñetti façon doom ju baax ak doom ju bon ak doom yi ngeneel ne haat Baye Ibrahim mu ne ko mu ne ko ñetti mbir de da nga ko dégg mu ne ko da nga dégg yaa mel ni sa baay yaa mel niroo sa baay ak yaa gën sa baay maalaaji ne Baye doom mu ne ko da nga dégg ñetti Ibrahim da ngaa mel ni sa baay da ngay niroog sa baay niroo sa baay yaa gën sa baay mu ne ko yaa gën sa baay Ibrahim mu ne ko neexut a dégg ci nopp waaye nag kuy wayjur da nga ko bëgg ndax buñ ne sa doom moo mën sa baay moom loolu mu ne ko kuy wayjur da nga bëgg sa doom raw la ndax sa doom raw la moom loolu la ku bëgg ku neexut a dégg ci nopp nag waaye moom kuy wayjur da nga bëgg sa doom gën la kon maalaaji na Baye Ibrahim mu ne ko da nga dégg ñett da nga dégg da ngaa mel ni sa baay menoon ni sa baay ak yaa gën sa baay te loolu rek la mu ne ko da ngaa yaa gën sa baay nag na ko Ibrahim mu ne ko yaa gën sa baay nag loolu neexut ci nopp neexut a dégg ci nopp waaye nag mu ne ko kuy baay da nga bëgg loolu sa doom raw la te wax dëgg yàlla maalaaji Abdullahi Baay dégg na yaa mën sa baay dégg nga waaye da nga dégg ñoo naan la Baye daf ko waxoon maalaaji daf ko waxoon ne ko jamono ngi ñëw Ibrahim dégg nga danañ wax ne yaa gën sa baay waaye bu ko nangu déedéet Baye maalaaji waxut siyaax boobu maalaaji dafa ñaan yàlla doom ju ko gën waaye lii la ko wax daf ne ko Ibrahim mu ne ko jamono dana ñëw da nga dégg yaa da nga mel ni sa baay mu ne ko doom da nga dégg benn ci da nga dégg yaa da nga niroog sa baay wala niroo sa baay wala yaa gën sa baay mu ne ko nag doom mu ne ko yaa gën sa baay loolu wax la yoo xam ne nag neexut a dégg waaye mu ne ko kuy baay nag kuy wayjur da nga bëgg loolu waaw kon maalaaji Abdoulaye lii la wax Baye te loolu mooy di ko encouragé gannaaw gi nga xamee ne di ko encouragé gannaaw gi nga xamee ne waxoon na ndeyam la nga xam ne moom la waxoon ndeyam ñaareel ba sama wéju Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass su ma ñëwee avant may tëj dafa ma doon nettali ne ma ci at mi 1971 72 dañoo toog benn jamono moom ak dégg nga ñaari magam ak ñenn ci kilifaay dëkk bi ci jamono jooju dégg nga ñu waxtaanoon daal ne dañoo bëggoon a changer kër Baye néeg bi fi Baye nekk ak fi jigéen yi nekk dañ ko bëgg a jël daal
kër gi lépp daal ñu toj ko tabax ko benn R+1 benn étage bu mag boo xam ne bu moderne bu rafet dégg léegi bi ñu réunion ba pare sama bàyyi na bi ñu réunion ba pare pour toj kër Baye fi Baye nekk ak fi jigéen ñi nekk ñu kër gi lépp la ñuy toj def ko benn étage R+1 bu baax dégg nga léegi ñu dem wax ceeg Baye sama bàyyi na ma bi ñëwee wax ceeg Baye déglu leen ñu wax ba pare Baye ne leen waaw moom li ngeen bëgg nii pour suma kër gi ngeen bëgg a toj bu ngeen ko tojee ba pare loolu moom projet bi ci ñaata fan lay diire pour ngeen tabax ko mu pare ñu ne ko ci juróomi at lañ koy tabax mu ne Baye ne leen waaye yéen juróomi at moom ku leen wax ne leen ku leen garanti ne man juróomi at maa ngi fi ak yéen ba juróomi at mu ne ñu ne teeg kenn ñemewut a wax Baye ne leen ku leen garanti ne man ak yéen maa ngi ak yéen man ak yéen ñu ngi ci ba juróomi at ñu ne teeg soo Baye ne biñ ne teeg ñoom itam xamuñ li ñuy wax ñu noppi comme waxut leen waaw juróomi at feeg juróomi at bu ñu tojee kër gi yëpp feeg juróomi at dinañu pare tabax bi Baye ne leen loolu bu ngeen ko tojee suma kër gi bu ngeen ko tojee feeg ñaata at ngeen koy pare ñu ne ko feeg juróomi at Baye ne leen ku leen wax ne man maa ngi feeg yéen ba juróomi at ñu ne teeg sama Baye ne ñu toog ba benn jamono ci atam 72 gi Baye dem umra bi mu demee umra mu ne léegi fekk boobu mu ne ma ñenn jarul tudd tur Baye sama Baye ne ma ñenn ci ñi waxoon ak Baye ci mbokk yi ak ci kilifa yi kenn ci ñoom daal ne léegi xam nga lan la ñuy def comme Baye moom néegi ban bii nii du ko nangoo génn te léegi wax nañu ak moom pour tabax kër gi pour toj kër gi tabaxaat ko moom mu lànk léegi nag li ñuy def mooy lenn dañ koy bàyyi ba mu dem umra comme mi ngi waaj dem umra bu demee umra ba mu óor ñu ne dem na umra bu ñu demee ba mu yegg Saoudia bañ oo ko ba mu óor ñu ne ma nga Saoudia léegi numéro Saoudia la ñu ooxee ak lañ ko jotee léegi nag ñun dañuy gaaw génn bagage yi néeg bi dégg nga génn néeg bi bagage yi ba pare yóbbu ko ci étage bi boobu étage bi mooy Sambay ne mu ne ñu yóbbu ko ci étage bi defaral ko foofu noonu place bu baax ba pare nag toj gaaw daane kër gi daane tabax bi dégg nga Sambay mu ne ma daal ñu ne ñu ne waa baax mu ne daal ñu toog ba Baye dem umra ba yegg Saoudia rek ba Baye xoote ñu jot Baye léegi ba mu óor leen ne léegi Baye nga Saoudia nag ñu bëgg a ten fii li ci des te mooy ñu dem génne bagage yi Baye ci néeg ba mu ne daal kañ njëkk a yebal bi mu demee ba ubbi néeg Baye dafa ubbi néeg Baye rek gis Baye dafa ubbi néeg bi rek gis Baye ci digg néeg bi mu ngi toog farankulaay jaxaratan te Baye nga Saoudia léegi nag waa ji tëjaat néeg bi dellu ci ñoom lan la lu xew ñu ne ko mu ne leen damaa ubbi néeg bi la dajeeg sëñ baa ngi toog ci biir néeg bi de ñu ne ko sëñ néeg ci biir néeg bi kii jot nañ ko sax Saoudia mu ne leen damaa ubbi néeg bi rek mu fekk ci digg néeg bi mu ngi toog ñu bàyyi projet boobu la yàqu waaw pour toj néegam bi waaw kon fayda gi mooy lan mooy zubdatul islaami mooy zubdatul imaani mooy zubdatul ihsaani rijalullahi boo demee ci Cheikh Ibrahim bu la yàlla mayee nga xam Cheikh Ibrahim am na la góor ak yàlla may na la yàlla li mu waxoon li Baye waxoon ci benn leetaram di wax toppam yaxaan ak moom ne leen yéen day da ngeen doon dox ci wàllu yàlla yu mag yi di xut wàllu yàlla yu mag yi ya ngeen di dégg yu mag yi wàllu yàlla yi nangam mu ne leen Ibrahim mii man mi di wax ak yéen dégg nga wàllu yàlla yooyu ngeen doon dégg mu ngi nii mu ngi dund ci seen jamono jii waaw waaye nag am na ñoo xam ne nag ndeysaan loolu yàlla borom basira la koy wan ak ku dëggu waaye am na ñoo xam ne nag jàpp nañ ne dañoo bëgg a jël yoon ak Cheikh Ibrahim dégg nga pour jël ko muy yoon boo xam ne rek pour uteekaay xaalis la yoon boo xam ne rek gis ñoo xam ne léegi dañ doon liggéey xamatuñ luñ liggéey dañ doon dox ci nangam xamatuñ ko léegi nga lépp luñ doon dox sotti hut ñu dox ci liggéey ba sonn mënuñoo liggéey wala bëgguñoo liggéey dañoo bëgg lu tigo wala dañoo bëgg lu yomb ñu toog rek ne xaaral daal ñu toog di sosal Baye di naral Baye di fen di wax yoo xam ne Baye waxu ko jëfu ko dégg nga waaw waaye wax dëgg yàlla ñi ñu tooñ nag xaqiqatan du ñenn lu dut ña nga xam ne ñooñu ñoo leen lijaasaal ñooñu ñoo leen jox dégg nga ndigal ci ñu dox ci irshadul xalqi ndax itam Baye ak mag ña ak Cheikhu Tijaani buñ la teewaan di la defar ci zahir dinañu la defar ci zahir ci sa xam-xam defar la ci baatin ba nga xam ne ba nga xam ne la Baye waxoon acheikhu man faraga min nafsihi waaye yow koo xam ne demoo fenn du ma la wax sax ay âge du ma la wax itam ay góor ak jigéen ndax itam léeg-léeg nga dégg ku naan la dégg nga yéen tariqa bi ndax Cheikhu Tijaani mas na jox léeg-léeg daf may question bi daf may ñëwal lu bëri ndax Cheikhu Tijaani ijaazal na jigéen Cheikhu Tijaani ijaazal na jigéen 200 millions yoon xulafaay Cheikh Tidiane ijaazal nañ ay jigéen dégg nga tariqa wi imaamatu
lañ lay wax naan chartul imaami zakarun mukallafu dégg nga imaamatu nga jiite nit ñi ci julli loolu lañ soxla ay zukuriyatu maanaam ñu soxla ci mu nekk góor waaye nga nekk muqaddam loolu ahliya lañ wax ahliya mooy nga yelloo ko boo ko yellooxee nekk dib jigéen ñu jox la ko boo ko yellooxee nekk dib góor ñu jelloo ko boo nekkee dib góor te yellooxoo ko sax waruñ la koo jox cheikh nag bëriwut ñu ngi jox ijaasa ci jigéen yi waaye joxe na lijaasa ci jigéen yi xulafa am ñoom ñëpp tari naa leen fi dégg nga seen taarix ca Tijaaniya joxe nañ ijaasa ndax it damay toog mu am ku ma oo ndax ijaasatul mar'ati nanga ma ne ko cheikh joxe na ijaasa ci tariqa wi xulafa ami buñ gisutoon cheikh def ko duñ ko dégg nga ñaareel ba cheikh tariqa wi li mu wax ci ijaasa mooy al ahliya mooy nga yelloo ko ci liñ soxla mooy taqwallahi gi ma nga fa dégg nga xam-xam nga ma nga fa dégg nga qawlan wa fi'lan wa xaalan di jëfee li nga xam di ko wax tegu ci yooni siraatal mustaqim ngay góor ngay jigéen moo tax bàyyi bu ñëwee mu ne amal maqaasidu fa xadu aarif yi waaw xadu aarif ga nag lam la ca tegal sa zakar la ak unsa maqaasid yi dañ koy jox góor dañ ko jox jigéen waaw bàyyi bu fekkutoo ne Cheikh Tidiane def na ko bàyyi ñeme na koo def bu fekkutoo ne ma waajuram def na ko ñeme na koo def bu fekkutoo masal dégg nga kon maqaasid yi dañ koy jox kuy aarif booy góor booy jigéen nañ la jox maqaasid yi tariqa bi képp koo xam ne am nga ahliya dañ lay jox ijaasa kon lijaasa dégg nga dañ koy jox góor dañ koy jox jigéen bu fekkee ne góor goo xam ne nasax la te loolooy problème bi ñu am ci l'islam bi da nga gis ñoo xam ne dañoo xommatu bëgg a jiite nit ñi te dara leen xamut du ci diina ji am ñoo xam ne danañ taxaw ci tariqa bi ne danañu jiitu nit ñi te dara leen xamut ci tariqa bi am na ñoo xam ne danañu taxaw ci fayda gi ne ñoo jiite nit ñi te xamuñu tus kon problème bi mooy dégg nga bëgg a jiitu gi loolooy crise bi am ci l'islam boobu lañ am crise boobu lañ am ci tariqa bi crise boobu lañ am ci dégg nga crise boobu lañ am ci faydu gi muy loo xam ne toog bëgg a jiite far force waaye wax dëgg yàlla dégg nga tariqa wi dégg nga cheikh lam soxla mooy al ahliya dégg nga waaye bu fekkee na ndaw loo xam ne ñëw na tarbiyu ci yow la ma waxoon benn góor ñu dajee ci xàll benn dëkk ci Afrique ma ñëw képp ku ñëw ci taalibe rek indi wàlla sa ijaasa ida muqayyad ijaasa itlaq foo ko jëlee diw moo ma jox ma ne ko waa moom yéen moom fii moom yéen ñëpp am ijaasa yéen ñëpp am ijaasa ana taalibe ana taalibe kon al ahliya mooy boo ko yellooxee ñu jox la tariqa wi Cheikh Tijaani tariqaam wi boo ko yellooxee ñu jox la lijaasa waaye bu njëkkatee ijaasa gi di ko jox ñoo xam ne yellooxuñ ko dégg nga kooku musiba naarullahi te moo tax nag loolu la jural loolu la lim jural umma bi ci lislaam ki war a jiitu buñ la jiitalul dégg nga law sakata man laa ya'lamu la irtafa al xilaaf dégg nga bu ñëwee ci tariqa wi noonu su ñëwee ci fayda gi noonu kon Cheikh Ibrahim ma ñëw tëjee ijaasa gi nga xam ne muy am na moom Maalaaji Abdoulaye amoon na 11 ijaasa muy way juróom Baay amoon na juróom fukki lijaasa ak juróom 55 limi mujibu moom la amoon ci lijaasa Baay ijaasaam yooyu mu juróom fukki ijaasaam ak juróom fukki ya daf ko joxoon Ahmed Daha Hanafi Daha mu bindaloon ko benn urjuza mu tuddee woon ko rawdatul ahdaaqi fi sanadi abi ishaq maxtuut la léegi Baay dana ñëw jël 55 ijaasaam yi tënk leen ci benn dégg nga benn kayit Baay daf daan joxe ijaasa muqayyad daf daan joxe ijaasa itlaq waaye itam daf daan joxe ijaasa gi ci tariqa tijaani mu Baay tuddee woon ko majmu turuq asanid wa ijazat cheikhul islam mboolem asanid yi Baay ak ijazaatam yëpp Baay daf ko dajale woon muy 55 yi daan ko joxe waaye bëri hutoon ñu mu ko doon jox dana daan joxe muqayyad moom la gënoon a bëri dana daan joxe itlaq moom Baay waaye nag majmu asanid wa ijazat bëri hutoon ñu mu ko daan jox waaye joxoon na ko sama baay Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass al marhum sama baay moom itam joxoon na ma ijaasa muqayyad yàgg na dama njëkk a jox yàgg na ay fanweeri at ca gannaaw joxoon na ma dégg nga 2010 ijaasa itlaq ijaasa bii muy asanid wa ijazat Cheikh Ibrahim muy majmu ijazat sama baay mag ma ko jox dégg nga le 14 juillet 2012 tombeek maanaam le 21 Chaaban 1433 loolu tombeek 14 juillet 2012 la ma sama baay jox dégg nga majmu asanid wa ijazat yi nga xam ne
comme moom itam sama baay daf ne ma woon baay bi mu tarbiyoo moom ak Seydi Cheikh Ahmed Dam ak El Hadj Abdoulaye bi ñu tarbiyoo pare baay daf leen a joxoon ijaasa muqayyad ci tariqa tijaniya bi ñu defee ñetti at baay soog leen a jox ijaasa itlaq léegi nag ijaasa dégg nga majmu asanid wa ijaasat Cheikh Ibrahim bii sama baay joxoon na ko baay bëriwutoon ñu mu ko doon joxoon na ko sama baay moom itam bëriwutoon ñu mu ko doon jox waaye ci njabootam gi man la jox dégg nga ijaasa muqayyad man la jox ijaasa itlaq man rek la jox ijaasa dégg nga majmu asanid wa ijaasat keneen ku dul man ci njabootam gi ak koo mën a doon nag ngay bëkk néegam ngay sëtam ngay loo mën a doon sama baay joxu la bi la dégg nga joxu la yi la majmu asanid kon majmu asanid yi baay dafa dajale li nga xam ne moom mooy ijaasaat yi am yëpp ak asanidam yëpp dégg nga mu juróom fukk ak juróomi mu résumé leen ci benn kaye boo demee moom baay daf daan wax ne sama baay am na fukki ijaasa ak benn ci tariqa bi waaye man am naa ximlu ba'irin dégg nga loo xam ne buñ ko sofee gëlëm nga am problème waaye nag li mu mujibu la rek mooy képp ku nekkoon ci tariqa bi ci jamono baay jëflante na ak yow ba am lijaasa ci yow léegi baay daf koo dajale tuddee ko ijaasa fi tariqa tijaniya ci majmu asanid wa ijaasa Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niass ci mbooleem fununi xam-xam yëpp léegi damay tari li nga xam ne moom la baay résumé xaw naa sakkan tuuti waaye bii moom du ma ko firi ci arab dama koy tari rek su ma taree ba pare nag dégg nga tabarrukan ñu tëj jotaay bi ba weneen ñoon baay bind bismillahi arrahmani arrahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سند من لا سند ومن إليه استند والصلاة والسلام على مستند والصلاة والسلام على مستند كل مسند سيدنا محمد الفاتح الخاتم المؤيد درة البيضاء وجوهرة الكمال الكنز الأعظم المعتمد وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد أما بعد فمن منن مولانا جل وعلا أن أبرز في هذه القرون عند اندراس معالم الإيمان وتراكم الشؤون تصديقا لما وعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم من كون أمته ثلثي أهل الجنة كما أخبر به الأمين طريقة لا يوفق لها إلا سعيد بفضل بار البرية الفعال لما يريد وهي طريقة شيخنا وشيخ المشايخ قطب الوجود وخاتم الولاية المحمدية ذي المجد الراسخ الشريف المنيف والسميدع الغطريف مولانا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد إلى آخره ونشر الحق بفضله في الخافقين منارها وأيدها وحفظها وبث في قلوب الأصفياء أسرارها وكحل عيون الأهل السعادة فأبصروا أنوارها فقد تخرج فيها على يد إمامها في مدة يسيرة جمع من الكمل الأصفياء من سالك ومجذوب ووصلوا إلى أعلى مقامات الأولياء فوصلوا وأوصلوا وكملوا وأكملوا وعرفوا وعرفوا وتربوا وربوا وترقوا ورقوا وخلفوا ولم يزل وهلم جرى وحالتها هكذا فمن أكمل من أدركت من كملها وظفرت على يديه بجل أسرارها إن لم أقل كلها شيخي ووالدي وعمدتي وأستاذي ألا وهو الشيخ الأكبر والعلم الأشهر شيخ الإسلام أيام أمير المؤمنين المجاهد سعيد بن مضى وقاضي قضاة المسلمين وإمام المحاربين وخطيبها المدرس النفاع واسع العلم وطويل الباع من لا تأخذه في الله ومن لا تأخذه في الله لومة لائم الآخذ بالأحوط صاحب الكرامة. yow mbokk mi ñuy seetaan bu dee vidéo bi amal na la njëriñ nanga ko aimé partagé ko commenté ndax soxla nañu seeni xalaat te nga abonné ci suñu chaîne Barham TV. الباهرات والكشوفات الصحيحات الشيخ الحاج عبد الله ابن السيد محمد لا زال يترقى إلى المقام الأحمد من حج بيت الله 8 من هذا القرن وتلاقى بالجم الغفير من علماء المغرب والمشرق ومصر والشام والعراق وكلهم أقر بتبريزه لم يزل مدرسا إلى أن توفي بعدما ارتحل إلى المغرب لزيارة مولانا الختم التجاني وأدرك جما غفيرا من فحول أهل طريقته فأجازوه وقدموه
وقدموه وشافهوه بما لا يكتب في الأوراق ولا ينظر بالأحداق، ورجع إلى هذه البلاد السنغالية واستوطن كولخ، وانتشرت الطريقة على يديه انتشارا عجيبا، وقد أخذ عنه عدد لا يقل عن 100,000 أو يزيدون، وهو الذي لقنني الطريقة التجانية وأذن لي فيها، فهو وإن لم يصرح لي بالإجازة المطلقة أول أساندي، وهو عن شيوخ أجلة، فقد اجتمع عنده 11 سلسلة ما بين مطلقة ومقيدة، وتوفي عام 1340. وإلى وفاته ووفاة معاصره العلامة الحاج مالك، أرخ العلامة مكي بوسة بقوله: شمس وشمس عام شمس غابتا، فبكى الورى لتكاثف الإظلام، وأرخت بمشرق وبقم شري، رحمه الله ورضي عنهم. وممن أطلق له الإذن في هذه الطريقة التجانية المحمدية الأحمدية الشيخ الإمام والقدوة الهمام مولانا محمد بن أحمد عبد اللاوي، عن والده عن فريد دهره وقطب أوانه مولانا الشيخ علي تماسيني، وهو عن خاتمة الكمال وممد الأولياء بإسجال مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني، عن جده مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله سند آخر إلى الشيخ الكبير والقدوة الشهير مولانا السيد العرب المحب، وهو عن الأكمل مولانا الحاج قنون، وهو عن الخليفة الأعظم وارث سر الختم المكتم ذي المقام الرفيع الواضح السيد العربي بن السائح، وهو عن الندب الشهير الأغر أخي المحاسن والدرري مولانا محمد الهاشمي، وهو عن كعبة العرفاني العظيم المكانة والشأن الشيخ محمد البناني، وهو عن الختم التجاني رضي الله عنه عن جده صلى الله عليه وسلم. وقد أطلق لي الإذن وأجازني في هذه الطريقة شيخ مشايخ الطريقة ووارث أسرارها على الحقيقة الشريف المنيف والعلامة الغطريف سيدي محمد محمود الشنقيطي التشيتي ابن العلامة محمد الصغير ابن الشيخ أحمد الصغير، فقدمه الشيخ الوالد بجميع ما عنده، وأشار له بأنه فعل له ذلك ليعطيني الإذن المطلق، وصرح بأني أهل لذلك، وقال له في ذلك بعض أهل الكشف الصحيح: لا حاجة له بتقديم مخلوق، فقد قدمه الخالق تعالى. وأنا حينئذ صغير، ولما توفي والدي أتاني الشريف المذكور فقدمني كما أوصاه الوالد تقديما مطلقا، كما أطلق للوالد أشياخه أطلق له وأطلق لي، ولله الحمد أولا وآخرا. ونص إجازته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، وبعد. فيقول أفقر العبيد إلى الله تعالى محمد محمود ابن محمد الصغير ابن أحمد الصغير أني أذنت لأخي في الله وفي الرسول وفي الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله تلقينا وتقديما، وأطلقت له الإذن في جميع ما صحت به الرواية عن الشيخ كما أجازني في ذلك، وأطلقني الشيخ الحاج عبد الله. قال في إجازته لي: ولقد من الله بملاقاة أجلاء من أكابر أصحاب الشيخ رضي الله عنهم، وشافهتهم بالأسرار والمعارف، وقدموني بإجازاتهم الصحيحة، فقلت أجزت وأذنت هذا الأخ المحب بحسب ما أجازوني فيه من الأسرار والدعوات والأسماء وسر الاسم الأعظم وسورة القدر وحزب البحر والفاتحة بمراتبها الثلاث ومفتاح القطبانية، وكل سر ثبت عن الشيخ، وأخذ العهد عليه بتقوى الله، وأن لا يطلب بهذا إلا وجه الله الكريم، وأن لا يعطي السر إلا من يستحقه، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. ووقع كاتب هذه الإجازة ووقع كتابة هذه الإجازة ضحوة يوم الخميس عام 1340، وهو عام وفاة الوالد، وهو عام شمس. ووقع لي الإذن المطلق من أعجبة الزمان من أشار له بالولاية الكبرى كل بنان الوارث الرباني ووارث تربية الإمام التجاني، من معارفه وحقائقه طارت به الركبان ولا يخفيها الخفاء،
ولا الكتمان شيخي وسندي ومولاي الحاج عبد الله التجاني ابن الحاج العلوي، وذلك عن شيخه الشيخ أحمد، وذلك عن شيخه محمد الملقب ببدي ابن سيدينة، وذلك عن شيخه الشيخ محمد الحافظ، وذلك عن الختم التجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. وهذا الشيخ انتفعت على يديه بعلوم وأسرار لا تكتب في الأوراق ولا تنظر بالأحداق، وعليه اعتمادي في باب الأذواق، إذ هو الحجة في ذلك في عصره رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين. ونص إجازته: بسم الله الرحمن الرحيم. المعلوم من أمر بالصلاة على السيد المكتوم، والحمد لله حق حمده الكائن منه له، والصلاة والسلام على من أصلا جعله. وبعد فقد أمرني شيخي ووالدي ومرشدي الحاج عبد الله ابن الحاج أن أكتب لإبراهيم ابن الحاج عبد الله أنه أذن له في إرشاد الخلق وتربيته بالقول والعمل وتلقين الأوراد اللازمة وغير اللازمة عموما وخصوصا في كل ما صحت به الرواية عن الشيخ رضي الله عنه إذنا عاما شاملا، وأنه أجازه إجازة مطلقة تامة متصلا حبله فيها كله إلى يوم الدين، بل أبدا، مع أنه رآه أهلا لذلك كله. وكتب شاهدا على جميع ذلك محمد عبد الرحمن ابن الحاج عبد الله ابن الحاج، وكتب شاهدا على جميع ذلك محمد عبد الرحمن ابن الحاج عبد الله ابن الحاج عام 1340. ووقع الإذن المطلق من طريق العلامة العارف بالله سيدي محمد الكبير ابن أحمد ابن محم ابن العباس العلوي، وهو عن شيخه شيخ أحمد ابن بدي، عن شيخه شيخ محمد، عن شيخ محمد الحافظ، عن الختم التجاني رضي الله عن الجميع. وله أي سيد محمد الكبير إجازات من طرق، بعضها يتصل إلى سيدي موسى بن معزوز، وبعضها إلى مولاي محمد بن أبي النصر، وبعضها إلى السيد الحاج عبد الوهاب بن الأحمر رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. ونص إجازته: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وبعد، فقد أجزت أخانا الفاضل العلامة الواصل من جمع بين علمي الشريعة والحقيقة كبريت الطريقة في كل ما صدر من الشيخ التجاني عن الأذكار اللازمة وغير اللازمة إذنا تاما عاما خاصا، كما أجازني سيدي الغالي ابن موسى ابن معزوز عن أبيه عن شيخه التجاني رضي الله عنهم وأرضاهم وعنا بهم آمين. قال: إنه أجازه أبوه ومولاه محمد ابن أبي النصر، والثالث نسيتها أنا، وأنا أظنه عبد الوهاب ابن الأحمر، كل واحد أجازه عند موته. وكما أجازني شيخي أحمد ابن بدي عن أبيه محمد الحافظ عن الشيخ التجاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجازى هو سيد المذكور أوله إبراهيم ابن العارف الكامل الشيخ الواصل الحاج سيدي عبد الله النياس، لا زال يترقى في حضرة القدس، وأذنته أن يأذن من كان له أهلا لما ذكر. وكتبه آذنا ومجيزا محمد الكبير ابن أحمد ابن محم ابن العباس العلوي التجاني، كان الله لهم بمنه آمين، في 22 ذي القعدة عام 1345 هجري. ووقع للإذن المطلق عن الخليفة الأكبر والعلم الأشهر والكبريت الأحمر والبدر المنير الأزهر الشيخ الأغر محمد سعيد ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد الحافظ عن والده سيدي أحمد ابن شيخه بدي عن جده شيخ محمد الحافظ رضي الله عنهم وأرضاهم وعنا بهم آمين. ونص إجازته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد، فيسلم الكاتب على حبيبه وخليله السيد الأديب الأريب الشيخ ابن الشيخ عبد الله إبراهيم، لا زلنا وإياه في عون من الكريم. فمن الموجب السؤال عن حالكم وحال عيالكم وحال من معك من التجانين، جعلنا الله وإياكم من خاصة الخاصة منهم. ومن الموجب أني أطلقت لكم الإذن في طريقة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني أخذا وإعطاء،
وإعطاء فالعامة للعامة والخاصة للخاصة، وهذا سر السر، لأني أحببت أن أكون من سلسلتك كي أحظى بدعوتك، وأحببت أن تكون بيني وبينك خاصية، وأحب أن تكون من جهة الآخرة، لأن الدنيا أصغر من المكاتبة لكم، وأعلمكم بشيء وأرجو من الله أن يجعلكم من أهله، وهو إعلامكم بأني من الأصغر أولاد والدي، وحين خلفني عليهم صرت لهم تلميذا ووالدا، فحين فعلت ذلك صاروا هم لي أولاد، صاروا هم لي أولادا وتلامذة. ولا تلتفتوا إلى قول الناس، واستعينوا بالله في كل ما أهمكم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. وكتب أخوكم ومحبكم محمد السعيد ابن محمد الحافظ. انتهى من خطه مباشرة، ومعه طابعه عام 1349 هجري. ووقع لي الإذن المطلق عن الخليفة الإمام والقدوة الهمام العارف بالله سيدي العلامة أحمد سكيرجة، وهو قد شافهني بالإجازة عن الشيخ، وأني خليفته ووارث أسراره، بل قال أنت خليفة عن الشيخ التجاني وعن والدك وعني وعن جميع خلفاء الشيخ رضي الله عنه، فجازاه عني خيرا، وهو بقيد الحياة متعنا الله به آمين. وهو عن سيدي أحمد العبدلاوي، وهو عن مولانا علي تماسيني، وهو عن خاتم الأولياء مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. وهو عن جده شفيع البشر المختار من مضر صلى الله عليه وسلم. واتفقت لي الإجازة عن الشيخ المهذب ذي المعالي والحكم السيد أحمد فال ابن الشيخ مولود فال، عن الإمام السيد محمد فال ابن بابا، وهو عن السيد العربي بن السايح، وهو عن السيد محمد السرغيني الهاشمي، وهو عن سيدنا البناني، وهو عن سيدنا التيجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. وقد وقع الإذن المطلق عن السيد الأغر والقدوة الأشهر ذي السر الأقدس والمقام الأرفع الأنفس سيدنا محمد، عن والده سيدي أحمد، وهو عن والده سيدنا محمد، وهو عن الشيخ المبجل الأستاذ الأكمل سيدنا محمد الحافظ، وهو عن الختم التجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. واتفقت لي الإجازة عن الشهير المعتلي أخي القدر العلي السيد الشيخ ابن محمد ابن الشيخ، وهو عن السيد العبدلاوي، وهو عن قطب زمانه مولانا علي تماسيني، وهو عن خاتم الولاية مولانا أبي العباس التجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. واتفقت لي الإجازة عن الخليفة الحافظ الوارث المحمدي ذي الفضل العميم والذوق السليم سيدي محمد، عن أبيه الشيخ أحمد، عن حسان الطريق محمد بن سيدين، عن شيخنا محمد الحافظ، عن الختم التجاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم آمين. واتفق لي الإذن المطلق عن طريق العلامة النحرير والقدوة الكبير سامي القدر الشهير الذكري الشيخ السني مولانا محمد الأمين ابن بدي، وهو عن والده حسان الطريق سيدنا محمد حسان الطريق سيدنا، وهو عن حسان الطريق سيدنا محمد سيدنا، وهو عن حسان الطريق سيدنا وهو عن محي السنة ومجلي الحلبة شيخ المشايخ سيدنا محمد الحافظ، عن إمامنا الختم التجاني رضي الله عنه ونفعنا بهم آمين. وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونص إجازته: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يصل السلام التام المصحوب بالجلال والإكرام حضرة الشيخ المحترم مجلي الحلبة جالي غياهب الظلم، لا زالت أسوار العناية تحوطه إلى غير نهاية. أعني أبا إسحاق إبراهيم ابن الشيخ العالم العلامة الحاج عبد الله، أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاتهما آمين. من موجب أنه بلغني أنكم طلبتم الإجازة في الحديث، ولو عكس الأمر فأنا الخليق بذلك، فاستجازة الفاضل للمفضول تنبي عن سعة العلم الفاضل وتمكنه فالحاصل إسعافكم بما طلبتم فيما تصح لي إجازته، كما أجازني شيخنا أحمد إلى أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب يوم الخميس 11 من ذي الحجة عام 1354 محمد الأمين ابن بدي.
واتفقت لي الإجازة المطلقة عن المقدم الكبير والعلم الشهير السيد الطيب السفياني، وهو عن السيد الحسين الإفريني، وهو عن السيد الكنسوسي، وهو عن الأربعة مولانا محمد بن أبي النصر، وسيدنا محمد الغالي، وسيدنا الطيب السفياني، وسيدنا عبد الوهاب ابن الأحمر، وكلهم عن شيخنا الختم التجاني رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين. وهو عن جده صلى الله عليه وسلم، ونص إجازته الحمد لله، ونص إجازته الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد حمد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته على حضرة صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته المهتدين بسنته والمتصفين بطريقته. يقول أفقر العبيد إلى فضل ربه عز وجل الطيب ابن أحمد السفياني الحسني الفقيه النبيه العلامة الهمام المقدم البركة السيد الحاج إبراهيم ابن المقدم البركة السيد الحاج عبد الله السوداني الكولخي التجاري طريقة. أيها السيد الجليل، إنك طلبت منا الإجازة بالتقديم في طريقة شيخنا وقدوتنا وأعز ما لدينا سيدنا مولانا أحمد التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه، ومتعنا وإياكم برضاه في الدارين آمين. نحن بحول الله وقوته وحسن عونه وتوفيقه الجميل أجزناك وأذناك بالتقديم. تعطي هذا الورد اللازم للطريقة التجانية لمن طلبه منك بعد قبول الشروط المشروطة على المريد التجاني قبل أخذه وبعده، وتقدم على يديك من يعطي الطريقة وتقدم على يديك من يعطي الطريقة بشروط التقديم والأهلية كما هو مبين في شروط المقدم. فإن قبلوه فلك أن تأذن، وإلا فلا. وبيان الورد والوظيفة والهيلة بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وشروطه قبل الأخذ وبعده، وشروط المقدم، فكل ذلك في كتب الطريقة منحصرة ومحدودة بتمامها. فإن قبلت فها نحن أذناك فيما ذكرناك إذنا صحيحا بسنده الموصل إلى مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه كما كنا ذكرناه. نطلب من الله تعالى أن يعينك ويثبت أقدامك ونفع بك وينفع كل من أخذ عنك بمنه وكرمه وجوده آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كتب في 27 من شهر شوال عام 1355 عبد ربه الطيب ابن أحمد السفياني الحسني لطف الله به آمين. واتفق لي الإذن المطلق عن الشريف المنيف وحيد عصره وفريد دهره في العلم الشيخ الكامل مولانا السيد محمد الحجوجي، وهو عن الولي الكبير والقدوة الشهير الزاهد الناسك سيدي محمد الهاشمي عرف بألفا هاشم، وهو عن الولي الكامل ابن عمه أمير المؤمنين أحمد ابن القطب الفوتي الحاج عمر بن سعيد شريف الحاج عمر بن سعيد الشريف الأشهر والشيخ الخليفة الأكبر الغالي بو طالب، وهو عن الشيخ التجاني. واتفقت الإجازة للشريف المذكور عن سيدنا ومولانا محمود ابن مولانا محمد البشير التجاني عن والده مولانا محمد البشير عم مولانا محمد الحبيب، وهو عن الولي زكي طاهر بو طيبة عن السيد الحاج علي تماسين عن الشيخ التجاني. واتفقت لي الإجازة عن سادن الضريح الأحمدي الأنور سيدنا محمد الزيزي، وقال سيدنا محمد الزيزي قال: وقد شاركته لله الحمد في غالب شيوخه فأخذت عنهم بدون واسطة. واتفقت له الإجازة عن سيدي محمد العيد التماسيني ابن السيد محمد الصغير ابن الخليفة العارف بالله الحاج علي التماسيني عن أخيه سيدي محمد العروسي ابن محمد الصغير أحد أفراد الأمة عن والده العارف بالله مولانا محمد الصغير ابن الخليفة سيدي ابن الحاج علي التماسيني، وهو أجازه بالإطلاق العام، وأجازه أيضا العارف بالله سيدي العرب ابن السايح عن والده سيدي علي التماسيني عن الختم التجاني. واتفقت له الإجازة عن الشريف الجليل سيدي محمد بن الحسن العلمي الوزاني عن الولي الصالح مولانا الغالي سيدي موسى بن معزوز السلماني، وهو عن المقدم سيدي محمد بن القاسم عن سيدي الغالي عن الشيخ التجاني رضي الله عنه. واتفقت له الإجازة عن سيدي محمد بن العربي عن العرب ابن السايح
رضي الله عنه بسنده إلى مولانا الشيخ رضي الله عنه. واتفقت له الإجازة عن شيخنا محمد الأمين ابن بدي، وقد تقدم سندنا عنه بدون واسطة. واتفقت له الإجازة عن العارف الرباني سيدنا الحاج عبد الله ابن الحاج العلوي، وقد تقدم سندنا عنه أيضا بدون واسطة. واتفقت له الإجازة عن سيدي محمد الماموني عن سيدي طاهر ابن محمد التنمرتي السبكي الإفراني عن الولي الصالح سيد العربي ابن السايح بسنده. واتفقت له الإجازة عن الشريف السيد الطيب السفياني، وقد تقدم سندنا عنه بدون واسطة، رضي الله عن الجميع وأرضاهم وعنا بهم آمين، ونفعنا بعلومهم وبأسرارهم وحشرنا في زمرتهم آمين. وبمجموع ما تقدم من الإجازات عن خلفاء الشيخ رضي الله عنهم أذنت وأجزت وقدمت المريد الصادق والفاني في محبة الله ورسوله والشيخ المحب المخلص والصاحب الموافق المخصص أحمد ابن شيخ أحمد التجاني إبراهيم يس في جميع ما صح عن الشيخ التجاني رضي الله عنه من أوراده اللازمة وغيرها، يجيز بها من شاء بما شاء مع مراعاة الشروط في الإذن والإجازة زائدا على شروط التلقي. وأطلقت له الإذن في الأسرار والأذكار الخصوصية كلها، وفي الأوراد التي لا يتناولها الإذن العام المطلق، وهي حزب البحر وورد الفاتحة وياقوتة الحقائق وصلاة الغيبية، يلقن ويجيز بالتقديم على ما ظهر من إطلاق وتقييد. والله تعالى ينفعنا وينفع من أخذ عنه ومن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم الدين. وأوصيه على عادة الموجزين، وأوصي بنفسي بتقوى الله في السر والجهر ومراقبته مع الأنفاس وصدق الانتساب والتوجه والعبودية له بإخلاص الحركات والسكنات له تعالى، وأن يجزئ أوقاته كما جزأها أهل الله 3 أجزاء: جزءا لله يتفرغ فيه لإتقان العبادة وذكره تعالى والتضرع إليه، وجزءا لإخوانه ينصحهم وينفعهم بما قدر ويشهدهم مع مراعاة حديث يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويواسي ذوي حاجاتهم على قدر الطاقة، ويكون سعيه في ذلك كله لله بالله. وجزء لنفسه يتناول ما أحل الله من الطيبات. والذي أؤكده عليه هو أن لا ينساني في صالح الدعوات في خلواته وجلواته، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى، وداوى بمنه قلوبنا المرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكتب الشيخ أحمد التجاني إبراهيم يس لطف الله بهما آمين 21 شعبان من شهر شعبان 1433 هجرية، 14 الموافق 14 من شهر 7 يوليو عام 2012. كن kii mooy majmu asanid wa ijaazatu Cheikh Ibrahima yi nga xam ne moo lamboo 55 ijaaza yi bàyyi am ci mboolem xulafa Cheikh Tidiane ak mboolem muqaddam ak mboolem ñi nga xam ne ñoom jamonoom moom suma wayjur moom Baye moo ci joxoon suma wayjur jox na ko nee naa la ijaaza muqayyad. sama Baye jox na ma ijaaza muqayyad boobu ëpp na fanweeri at. joxoon na sama Baye ijaaza itlaq, sama Baye joxoon na ijaaza itlaq bi. moom Baye joxoon na sama Baye مجموع إجازات طارئة مجموع إجازات أسانيدي موي بما لون لير باي موكو جوخون سون باي مومي تام jox ma ci ndigal kon مجموع إجازات باي ko teunk di ci résumé 55 ijaaza yi nga xam ne moom Cheikh Ibrahim am na ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoom jamonoom ci mboolem dégg nga muqaddam yi ak xulafa Cheikh Tidiane. kon ñu yemale fi waxtaan wa beneen yoon di ñaan yàlla nañu yàlla nangul yàlla may ñu bëgg ak baay yàlla nañu yàlla may bëgg baay yàlla nañu yàlla may bëgg baay. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.